koy interpeller am na société yoo xam ne mais alkaati sañul di sànni lacrymogène sànni ko à la verticale c'est interdit di viser nit comme pistolet nii tiim nit te loolu c'est-à-dire loolu moo fi nekk lakk grenade ni ñu koy defee liñ ci xam asdet da nga koy sànni ci kaw mu wàcc nga xam ne du dal nit sax ba ñu ne jam na ko parce que njariñ li loolu la njariñ li du grenade booy sànni du pour mu dal nit pour mu exploser le saxaar bi kii mais loolu fii c'est comme si ça nous est pas accessible d'avoir ce droit problème boobu géntuñu sax mën koo poser dans la pratique des forces de défense et de sécurité dafa mel ni non boo ko poser mais looy wax nii alors que waruñ force de défense yi waruñu gënalee seen bopp doxal li nga xam ne convention internationale yeeg réglementation li ñu leen di jàngal parce que fii dañu am école boo xam ne vraiment formation bu mucc ayib la te commissaire yi ko jiite woon ba tey ñi ko jiite mais li ñuy teg ci yoon mais dañ leen di jël pour ñu dem former ji yeneen am na ay commissaires yoo xam ne yu Sénégal la ñu ngi ci dans les pays de la sous-région pour defaraat police su réew yooyu tout à fait jël leen parce que réew yooyu am na ci réew yoo xam ne seen police force de défense dafa nërmeelu ay commissaires u Sénégal ñoo fa nekk pour aider leen à rebâtir une police donc ñun waruñoo mën a gënalee suñu bopp ñu ngi ci mission de maintien di de la paix doxal di teg yoon mais fii loolu dafa mel ni luxe la pour ñun loolu sañoo ko alkaati bu la dóor mais dafa mel ni ci droit am la nekk pour dóor nit di jiital nit koo xam ne jàpp nga ko di ko yóbbu ci oto di ko pes di ko loolu image yooyu rafetul te pourtant suñu société war naa mën a poser débat yooyu ba ñu egg ci parce que ci lañ leen di gën a weggee gën leen cee naw gën leen a respecter aussi gis nga nit foo ko gënee jox cër fa la lay gën a respecter foo gënee wàccu ak li nga xam ne mooy tegu sa kaw ci droit ak devoir ca lañ lay gën a joxee cër am na nag vraiment ay actes yoo xam ne c'est à saluer vraiment même au plus fort de la tension am na ci alkaati yoo xam ne ñu ngi ànd ak seen sago machallah di wàccee tension te loolu c'est très bien parce que mosul nañu ci lu bari même ba ci bu mujj bi jour bi wax nañu ko fi am na alkaati boo xam ne fàqee na ci làng ga ñëw wax ak mbooloo mi yëkkat loxoy nii ay comprendre ni kii presque day fraté tàcc ko boobu ko c'est bien parce que mënoon na indi leneen ci jàmmarloo bi nga xam ne Chérif a ngi woon sur le terrain yaa ngi fa woon li ñu gis yàlla rek moo ci def jàmm waaye parce que mbooloo mi bu ñu rusul tëniwu alkaati yi musiba am te yàlla na loolu yàgg ñuy jox cër waaye tënu te loolu moo ñuy sauver bu ci yàlla defee ndox mu sedd ci bëccëgu tey bi nga xam ne fu ne nit ñaa ngi fay manifester mais léeg-léeg bu benn alkaati yi fëlee nit ñi daw xam ni tëni bi la ñu may cër moo tax aussi ñuy moytu juste ma daanlee foofu li fi jaar ci ay milice wala nu ñu leen tuddee ay nervi gis nga loolu police moo gën a am intérêt pour leeral ko loolu waruñoo mun a bàyyi loolu mu jàll parce que fa ñu ko defee ku ne gis na vidéo yi quand même c'est devant les forces de défense et de sécurité mënoon nañoo tànqam lu ne gisuñu ko wala ñu ngi ciy enquête mais lu xewee seen kanam war nañu enquête ba xam lu tax bu booba moment boobu intervenir uñu est-ce que parce que ñooñu dañoo bokk ci ñoom wala est-ce que ñooñu li ñu doon def daf leen arrangé fa ñu dugg aussi te vidéo yi nekk fii waxtaane nañ ko représenté benn bokk yaakaar ci plateau bi amu ci lay parce que lu ne fàng kenn du ko jeex image yi wane nañ voilà loolu warul mën a jàll ci réew mi ñu jàll ci leneen fii xam naa Pape Fara tam bu nekkee ci ligne bi Pape Fara ñi ngi mi nga xamante ni kon moo ñu waroon a teewal ca place de l'Obélisque foofu nag opposition bi ak société civile woote woon nañ fa manifestation tey ji ci ngoon di fàttali ni dëkk yu bëri kon yooyu manifestation it am na fa ba léegi rek jàpp Médina ak quartier yu bëri yu nekk fi nga xamante ni kon moom mooy ci Ndakaaru jëm ci li wàlloo Daouda Mine bu ñëwee ba léegi ci wàllu justice yaa ngi ko doon expliqué sànq jëm rek ci tuuma yi nga xamante ni quand même ñi ngi wéy di gàllu ci kaw Ousmane Sonko diis na moom xam nga defoon na sax benn genre conférence de presse avant muy wuy ji ne buñ ko toppee appel à l'insurrection mën nañ koo xañ wala ay rébellion wala yooyu moo tax mu dem wuy ji dafa mel la mu doon bañ finalement mën naa retourner contre lui. waaw ma xam nga moom laa doon expliqué sànq que ni dossier Adji Sarr la plupart peut-être si oram lay yàq tout ça sur le plan politique bëri na lu nga xamante ne da ko doon xañ parce que am na benn gis-gis bu nga xamante ne dañ ko xoole mais tey jii yeneen yi nga xamante ne dañ ko toppee
su fekkee ne yóbbu nañ ko ci comme ni ma la ko waxee su fekkee ne inculpé nañ ko ci loolu dafay dem kaso te bu demee kaso également instruction bi mën na am mu yàgg kaso parce que instruction en matière criminelle bu fekkee ne crime la amul fenn fu ñu ne nit ki 6 mois la war nekk kaso wala nangam ak nangam bu fekkee ni c'est en matière correctionnelle dañuy limiter la détention à 6 mois 6 mois yi bu jotee même ki nga xamante ne moom mooy directeur prison bi da ko war a libérer d'office 6 mois yi bu paree pour respecter la loi sinon détention arbitraire lay doon mais bu fekkee ne en matière de crime la bu ñu la yóbboo amul fenn fu nga xamante ne limité nañ fa détention bi tey boo gisee ñi nga xamante ñu ngi kaas yëpp les droits de l'homme ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci justice bi ci loolu la ñuy wax ni dañu war a limiter la détention en matière criminelle pour waa les longues détentions préventives donc ce qui fait que bu demee ne serait-ce que avant ñu koy juger rek mën na fa nekk ba élection bi di ñëw romb parce que encadré wuñ ko ñu ngi en 2021 mën na fa nekk ñetti at ba élection passée xam nga peut-être keneen ku nga xamante ne bu fekkee am na président mën na fa nekk daal di ñëw génn ko kii également bu fekkee ne mu ngi fi je sais pas ndax dina defaat 3e mandat parce que c'est un autre débat mais pour dire que buñ ko tuumalee loolu am nañ nan laa koy wax sax possibilité bàyyi ko ci kaso ba mu def fa plus de ñetti at et consort donc nekk na lu nga xamante ne du ko arrangé au cas où également ñu demoon ba ñu juger ko avant déclarer ko coupable également mën nañ ko condamner peine bu nga xamante ne après peine boobu dafay tax mu perdre ses droits civiques et nangam am na solo ci noonu sax vieux bu nu mënee seetaan rek élément bi ñu Alassane jëlee woon ca palais de justice tey ji suba kon li ci bees mooy tuumay appel à l'insurrection yéen gàll ci Ousmane Sonko nar a lever immunité parlementaire am dossier bu bees lañu ubbi ci ki nga xamante ni moom mooy njiitalu Pastef ñu ngi ko duppee appel à l'insurrection assemblée nationale ñu saisir ko avocat yi gis ne dañu jalgati ak yelleefu seeni client ki ko def mooy juge Samba Sall. doyen des juges Samba Sall jëlaat na courrier saisir monsieur le procureur Serigne Bassirou Gueye saisiraat na assemblée jaar ci ministère de la justice bien sûr Serigne Bassirou Gueye moom ci boppam saisiraat na assemblée pour ñu lever waat immunité parlementaire Ousmane Sonko. ci beneen affaire bu bees mooy appel à l'insurrection bi pour ñu poursuivre ko jàppaat ko donc pareeguñu ci moom ñuy avertir sénégalais yi ci loolu ñu bëgg nit ñi taxaw xam ni am na doomu aadama boo xam ne ñu ngi ko tënk section de recherche ñu ngi koy ubbil yeneen dossier donc ñu ngi ci ay tànkam te ñun duñu nangu mukk ñuy piétiner ses droits. Ousmane Sonko daal di dellu ginnaaw bi mu gisee juge Samba Sall ñii di élément GIGN encadré ko bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoo koy layal li nga xam ne nag moom la ñuy ñaawlu mooy le fait que seen client janook kii di juge Samba Sall te ñoom fekkee wuñ ko ñu tere leen ñu dugg dañu mujjee sax woo ki nga xamante ni moom mooy bâtonnier de l'ordre des avocats mu daal di intervenir. mu ñëw rappeler ko fàttali ko ne ko avocat dafa am respect bu ñu war a am ci moom ak loo mënti wax dès lors que avocat yi ñëw nañ. ba ne la ñoom ñooy avocat diw ne serait-ce que par courtoisie wala par respect pour les principes doo woo seen client di ko déglu ba di jël décision te woowoo leen wala avertir leen d'autant que ñu ngi fii sa buntu bureau di fëgg nga jël sa décision yow kese di waxtaan ak Ousmane Sonko ci loo xam ne avocat yi yëguñu ko parce que bu ñu nee aussi mën nga renvoyer affaire bu fekkee ne waa ji amul avocat wala contacté wul avocat mi comme yow ndéem avocat yi avertir nañ la ne la ñu ngi fi bu Ousmane Sonko ñëwee woo ñu amatoo lay te ñu ngi sa buntu bureau di fëgg amatoo lay doyen des juges def loolu violer la loi bâtonnier ñëw rappeler ko ne ko li nga def c'est pas respectueux de la dignité des avocats. Ousmane Sonko ñu jàpp ne dara jotu ko rendez-vous la ñu joxe altine bu 11h jotee. kon ngeen dégg noonu muy avocat yi ñoom Ousmane Sonko maître Bamba Cissé ngeen doon dégg noonu mu doon expliqué kon tolluwaay ba léegi rek ci wàllu ñaxtu yooyu dinañ demit ca Diourbel ñu leen di fàttali ni foofa am na lu fa xew ba gone yi daal di songu tribunal ba nga xamante ni kon fa la ñuy àttee loolu nag muy surtout salle d'audience ba daal di koy yàq Daouda yow mi nga xamante tamit miin nga tribunal bu baax conséquence wu lii ëllëg ci ay dossier mbaa du ko yàq surtout ci wàllu archive ak yooyu. non dafay yàq lu bëri parce que déjà jusqu'à présent tollooguñu fu nga xamante ne dañu nan la koy wax dañu informatiser yenn fichiers yi tollooguñu foofu archive physique lañu am ba léegi donc yi bu amee am na yenn dossiers yu nga xamante soo mu il faut que ñu reconstituer waat ko donc day indi benn problème également il faut que ñu comprendre que ni justice ñaari volets la dafa am des actes judiciaires mais dafa am également ay actes
extrajudiciaire parce que nit ki bu bëggee par exemple déposer benn dossier nañ ko laaj casier judiciaire il faut que mu dem uti ji ko nit ki bu ñëwee par exemple bëgg def benn concours ñu laaj ko certificat de nationalité il faut que mu dem uti ji ko donc yooyu yëpp dafa nekk lu nga xam ne ça n'a rien à voir avec les procédures judiciaires moo xam ne nit ki da koy soxla ci liggéeyam ci nangam ak nangam yi nga xam ne da koy am yu mel nii ne bu amee bu ñu attaqué benn nu mu teeti tribunal ba yàq ko conséquence bi askan bi ci boppam ñoom ñoo koy njëkk a yëg amaana juge ba moom mën na parce que sécurité amul mu dem toogi këram weeru nekk ñu fay ko salaire am mais ki nga xamante ne dafa soxla kayit ki nga xamante ne dafa am lu nga xamante ne da ko soxla dans le cadre de son travail wala ki nga xamante ne ma nga kaso di xaar ñu juger ko xam nga bu boobaa conséquences yi dafay bëri te conséquences yëpp la plupart ci askan bi lay nekk donc ce qui fait que tey ñi nga xamante ne ñu ngi def yenn exactions yi kenn mënul tere kenn mer mën nga mer mais dama wax ne nit bu meree na mesurer également la muy def parce que la muy def mën na xool rek li muy def tey mais mesurer wul conséquences yi mer muus voilà parce que boo mesurer conséquences tey jii yaa ngi ñëw nga lakk nga toj ay yenn édifice yi da nga toj lu ci bëri yow yaa ko soxla mairie ba ngay toj yaa soxla kayitu juddu di fa dem yaa soxla certificat de mariage di fa dem tribunal ba nga toj yaa soxla yenn kayit ya di fa dem wala yaa soxla ñu jox la na laa koy wax sax ñu tooñ la nga dem foofu ñu fayul la yenn Auchan yeeg affaire genre yi nga xamante ne yaa ngi koy toj ay sénégalais ñoom ñoo fay liggéey yaa ngi toog nga ne il faut que ñu am liggéey xam nga léegi liggéey déjà amagul nga dem toj fu nga xamante ne après ñi nga xamante ne ñu ngi fay liggéeyoon sax après dinañ perdre li nga xamante moom moo nekk seen liggéey loolu je pense que ñi nga xamante ne ñu ngi manifester mu war nañ ko xoolaat manifestation pacifique comprendre nañ ko wan nañ ñi que ni mer nañ xam nga dem dans les rues def ndiiraan nekk ci mbedd on peut comprendre ça parce que c'est un droit constitutionnel mais toj moom ala kuli aleen dafa nekk lu nga xamante ne c'est pas quelque chose bu nga xamante ne bu lu réfléchi la dafa nekk lu nga xamante ne peut-être ka tax ngay toj mën na ko bañ a yégal yaramam parce que peut-être il n'est pas directement concerné tey dañuy wax ne tey jii boo xoolee également ñun suñu économie milieu informel moo fi ëpp ñi nga xamante ne dañuy ñëw xam nga taaba bu ñu xëyee tey marchand ambulant la ñuy dem def ci wala dañoo am seen benn taabal bu ñu teg bu nga xamante ne foofu la ñuy jaay par jour di am lu ñu suturloo yu mel nii bu amee da ngay fekk benn table fii nga jël boyal kooku dina jëlaat benn 3000 am wala 6000 am wala 7000 francs demaat ñu daajal ko beneen table affaire yëpp kooku lor nga ko ki nga xamante ne dem nga yàqal ko liggéeyam lor nga ko édifice public yi nga xamante ne yàq nga ko également lor nga askan wi bis yu nga xamante ne yaa ngi koy toj également yow après yaa koy soxlawaat dem dugg ci donc je me dis que manifestation bu amee il faut que également ñuy réfléchir un tout petit peu parce que tey jii mer day dem ba nga xamante ne da lay yóbbuwaat sa nature animale et je pense que li nga xamante ne moom moo ñu différencier ak ñi nga xamante ñooy bàyyi ma yi mooy notre capacité à réfléchir intelligence bi nga xamante ne dañ ko am pour ñu mën a xool settantal ba mesure ba def benn acte bu nga xamante ne xam nañ conséquence bi nga xamante mën nañu jural mais booyal dëkk bi même bu fekkee man bëgg naa réew mi bu ñu booyalee dëkk bi su ma demee ba yegg ci réew ma dinaa reconstruire te je pense que fekkoon réew mi ci benn anam pour continuer mooy gën a yomb fekk réew mi ci benn anam bu nga xamante ne dinaa war a defaraat ba mu toll fa mu nekkoon doogal yokkaat la nga xamante ne moom moo fa nekkoon je pense que loolu également il faut que ñu koy xalaat ñu dem fële ca Diourbel ñu ngi leen ko doon sànq Babacar Diouf ñu ngi lay nuyu di la fay Chérif. manifestation yi arrêté na wala mi ngi wéy ba léegi. waaw fi mu nekk nii nag manifestation yi arrêté na ci Njaareem ak ci Bambey Séréer. ñaari gox yooyu daal lañ nemmeeku woon. ay manifestation yoo xam ne ni ngi amoon na benn manifestation bi ci gën a doy waar nag mooy lakk tribunal bi. li nga xamante ne mooy tribunal de grande instance bu Njaareem nga xam ne foofu la ñuy àttee ñi nga xam ne ñoom lay tribunaux yi am fii nga xam ne moo di diwaan bi. ñu dem ci biir salle d'audience bi am naa reportage bi ci kanam. parce que li nga xamante ne moom moo fa nekk moo di pulmonologue ba li nga xamante ni mooy dossier bi wax juge yëpp dañ ko dàq te xamuñu kañ la audience bi reprendre fi nga xamante ni moom moo di tribunal bu Njaareem bu ñu jot kooku ñi nga xamante ni ñooy nànk justice ci diwaan bi nee nañu daal dàq nañ lépp dossier ba jëmmi jamono parce que nag taal bi ngay gis nii ñu jàkkaarloo xam nga ne warul mën a tenir ay audience yoo xam ne war nañ ko fi mën a def ci fan yi nga xamante ni lañ jëm boo moytul nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso bi ñoom ñu ciy gën a sonn ndaxte tey am na ñoo xam ne ni xëyoon nañoo jógee Touba ñu jógee Dakar ñu jógee ci yeneen dëkk yi ñëw pour fekkee ay audience yoo xam ne lañ ko programmé woon fii mais mujj ñu ko mos a def parce que nag li nga xamante moom
beneen mbir mi nga xamante ni moom moo fekkee woon mooy yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ñoom tamit xëy na ñu jàkkaarloog gendarme yi ñu baaree route bi ñoom daal li ñuy ñàkkam ni mooy professeur boo xam ne nii ñoom nag nee nañ seen mbir jortewul dara ak coow li xew ci réew mi mais professeur la ñuy ñaan ñu mun leen ko li nga xamante ni moo di lycée Bambey Séréer wante nag fi mu nekk nii seen calme plat mën nañoo jox seen daal mbir yi nee na tekk fi nga xamante ni moo di diwaan bi incha allah. jërëjëf ñu sant ko gërëm ko di fàttali ne Diourbel amuñu tribunal fan nekk sax daana dañ ko luyee ndax fa mu njëkkoon a nekk dañ ne woon dañ koy defar donc bu ñu lakkee tribunal moom dina nekk yokk ci xar mi karaw muy beneen jafe-jafe xanaa rek ñu daal di yëkkati jataay bi Papa Ngagne Ndiaye mooy ñëw léegi toog wéel lii di plateau yi jëm ci édition spéciale li nga xamante ni moom moo xew ci réew mi ñuy fàttali ni kon manifestation yi bari na ak yàqu-yàqu yi ba tax na kon démb ak tey liñ ci déggagum ñett doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan kenn ca Bignona gone goo xamante ni ñàkk na bakkanam ci Yëmbal ak kin ne dañ ko fekk ca Auchan bu Kër Massar moom it kon mu mel ni deret tuuru na ñu ngi xaar nag kilifa yi ba léegi officiellement gouvernement bi démb benn communiqué la génn ngir jaale gone ga ñàkk bakkanam fële ca Bignona on espère que fekk journée bi di jeex xëy na haute autorité yi dinañ wax rawatina président de la république comme ni ko ñu bëri sàkkoo ngir rek daal di gindi askan wi ku jegi it nee na ñu ngi manifester tey nga xamante ni kon fële ca place de l'Obélisque la kon Papa Ngagne Ndiaye dina ci ànd ak Serigne Cheikh Tidiane Sy mu Al Amin moom mi nga xamante ni kon moom moo jiite cadre unitaire de l'islam Ablaye Cissé it di nga ci ànd ak moom muy rek loo xamante ni kon dañ leen di gunge ngoon gi yëpp message yi nag ni leen ko waxee sànq bari na trop ay kilifa yoo xamante ni kon ñaawlu nañ lii xew ci média yi rawatina attaque bi ñu attaqué RFM fii ci Ndakaaru ak ca Mbacké gis nañ ci ñoom soxna Aïda Diong ak tamit Kuli Kassé Aline Badara Diop moom nekkoon na ancien préfet bu Ndakaaru léegi moom mooy secrétaire général adjoint bu gouvernement bi ak waa docteur Momar Sam mu mel ni kon message yi bari na trop ci ay kilifa yoo xamante ni Innocence Tab Ndiaye mi nga xamante ni également moom moo jiite waa Moustapha Diakhaté comme ni nga ko waxee bari na trop message yi macha allah mu mel ni kon solidarité bi Abdou Aziz Diop forum civil la fële ca Tivaouane ak Serigne Cheikh Mbacké moom mi nga xamante ni également moo jiite AIS mu mel ni kon Sénégal yëpp ànd na rek wane solidarité bi nga xamante ni kon groupe Futurs Médias moom la nekkee loolu nag duñ ci wéy maanaam yoon wi ndax gis nañ yéen bi diis na maanaam yaakaar ngi ngeen am ci ñun loolu nag duñ ko mos a wàcc moo tax xoqatal ak lu mu mën a doon incha allahu rabbi. Chérif comme on compte nos amis ñu yokk ci Mamadou Ndione du COSEC Birahim Gueye doyen faculté sciences humaines vraiment universitaires yi jàngalekat yi société ñu bëri te ku nekk ci ñun jot na message yi jaruta lim ku lim juum macha allah Sénégal yëpp gis na ci boppam. le travail continue incha allah pour vous informer en toute responsabilité ci kanam incha allah Pape Ngagne Ndiaye dina fi teew. Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Amis téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce 214e numéro d'Automag. Aujourd'hui, nous vous emmenons carrément aux USA, le pays des grandes contrées, des grandes vallées, à la découverte du mastodonte, le Grand Cherokee, le 4x4 balèze de chez Jeep. Il n'y aura pas que ça, il y aura de la moto. Nous irons aujourd'hui à la découverte d'un jeune Sénégalais, il a 30 ans, il s'appelle Ousmane Tienne, il est passionné de 2 roues, mais son gros dada, c'est même les 4 roues, pas de l'auto, mais plutôt du quad, et il en fait diablement bien, vous verrez. Ce sera une ITV croisée avec ce qu'il fait. Suivra votre rubrique Zapping Automoto, et bien entendu, nous bouclerons cette émission comme à l'accoutumée avec ce qui... Moi et le Baobab, en 2020, ça fait 50 ans. On est en train de préparer des choses pour les 50 ans de l'orchestre du Baobab. L'épopée de l'orchestre à Baobab, sa part de vérité sur l'histoire de la musique sénégalaise. Quand on s'amusait, Youssou ne s'amusait pas. On avait tellement de la popularité qu'en fin de compte, c'est monté dans les têtes. Thione nous a aidé à tout casser parce que c'est là où il a fait le Ramadan. Des anecdotes inédites. Rudy Gomis, le fils de Ziguinchor, nous dit tout dans Sargal.
ce samedi 6 mars à 20h45 sur la TFM. Merci. noonu moom ful na mën nga togg. waaye togg rek laay yàq ak taaj ba mu neex. bu saltee nga xaw a fomp. ma xaw a fomp. sa fomp dina xaw a kii. waaw yow bul boo xefee ma fomp la. nga fomp ma man mii. caméra yooyu lu mu lëndëm day xuus jaar. sama benn waay noonu lañ ko def. jumbax xam la objectif bi jël. li wër jumbax bi kase la objectif bi jël. ku mu romb boo séenee jumbaxu diw la jumbaxu diw la. ci li nekk lépp. waaw gis nga loolu. te yooyu wóorul mooy gars yu léegi. yow munoo wax bu ne mbirum la nga jooy jooy capra cakin capra gindati capra cakin capra cakin capra gindati capra cakin rakit salali muhammad wa alihi muhammad kaja makaja kunje takje tu rahmat yalla xanaa da ngay toog wàññil sa cigarette bi njool nga sa yax baax na dégg nga gën a la liggéey del naan fonde aja dem leen dàkk rek yéen daal dama ne dal leen rek dal àdduna moom lépp loo gis rek dal jarul fugri jarul buuxat Njaay ngi ni waa nañ def ndànk rek waa Njaay waaw maa ngi Gàmbi ba léegi nii baay man mënumaa bëgg ndax la man damay venger wu baay du may xale dañoo yàqoon sama àdduna yaa violé woon ñeneen xale l'essentiel moom bu dee bëgg ngaa jóg bëggoo jël gaal yi téyel sa loxo liggéeyal yam ci raxas pompe nettoyer mu set nit ki ñëw jox la lim lay jox te faites attention fii dafa am caméra de surveillance yéey ay caméra waaw dina ma arrangé sax ndax man yenn saa dama comme ni ngay pompé nii ba pare mën naa di ñëw di seetaan match yi seetaan la mbokk yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci émission boo xam ni dafay topp rek ci émission yi nga xam ne édition spéciale la télévision Futur Média mën naa wax sax groupe Futur Média jagleel leen ko ci support yëpp muy ci rajo bi xam ngeen ni depuis ci suba ba léegi mën nañu wax sax lu ko jiitu ñu ngi ànd ak yéen ci li nga xam ni moom mooy tolluwaay réew mi ci wàllu fitna ak violence loolu nag mooy li nga xam ne moo sabab rek ñuy wéyal waxtaan yi nga xam ni ak débat ak édition spéciale yi ñuy seq ak yéen waaye rek di ko tàmbale ak naqarlu li nga xam ne nag moo am ci biir réew mi ndax duñu ko yemale rek ci GFM dafay mel ni daf ñu ñor waaye yaakaar naa ni ñi ci yàqule sax groupe Futur Média moo ci gën a tuutule am na ci ay nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan foo xam ni nag ay bakkan dañ fa rot deret rot fa yaakaar naa ni doo fa nekk naan dañ ma sànni xeer dañu taal sama oto ak leneen ak leneen donte lu ñuy ñaawlu la loo xam ne lu rafetul la rawatina ci jamono bi nga xam ne nag jamono
jamono bu doy waar la yaakaar naa ni amoon na leneen loo xam ni askan wi waroon nañ ko gën a tal su ma waxee askan wi nag ci wàll yëpp la muy ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ŋànk réew mi waaye ak ñi nga xam ni itam ñoom ñoo nekk ci kujje gi ak ñi nga xam ni itam ak ci geneen wàll sax la ñu féete ba kenn mënul xam sax ndax ci ñoom la ñu ànd wala ànduñ ci yéen parce que tey fii réew mi toll mën nañu wax ni jóge nañ ci wàllu manifestation dem ci wàllu vandalisme ndax bu ñu demee ba ay banque di ci bokk ñu koy vandaliser di jël alal ji di yóbbu dem ba ci li nga xam ni ay Auchan lañu am na sax ñuy wax ay EDK am ñuy wax ay Ola fu ci ne ñu koy toj te li ñuy njëkk a def mooy dem jël li fa nekk ci xaalis jël li fa nekk ci lekk dem yóbbu ko loolu nag kon dafay daal di romb li nga xam ni manifestation la mi ngi doon nag leneen loo xam ni kenn xamu ko ci loolu nag la ñu fas yéene waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom la ñu seqal plateau bi waaye itam ak suñu correspondant yi nekk ci biir réew mi yëpp ñi ngi may wax ni li nga xam ni moo xew ci RFM ci Médina moo xew ci RFM ca Mbàkke itam yàqate nañu ko dafa ay ñaawteef yoo xam ni ëpp na jéggi na dayoo waaye loolu itam duma ni sax dama ci taxaw bu baax parce que damay wax ni rek tey li réew mi jànkonteel mën nañu wax ni loolu moo ci gën a tuuti dëgg la nag ku nekk ak li nga xam ni moo la jege wala moom moo la laal mooy nekk sa problème waaye ku nekk xam na ni bu ñuy wax tey ni ñi naan juróom-benn nit ñàkk nañu seen bakkan foofu boo fa nekkee di wax naan lii la ñu def léeg la ñu def loolu dafay daal di nekk leneen kon ci waxtaan bi dama ciy ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom ak mouvement bi nga xam ni bokk na ci xam naa dinañu ko présenter davantage sëñ bi maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu Pape Ngagne ñu ngi lay fay di nuyu mbokki téléspectateurs yi di leen massawu yéen ci li nga xamante dal na seen kaw waaye di massawu sénégalais yëpp ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ñaar wala ñetti fan yi te li ko sabab ñëpp xam nañ ko ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ngi leen koy jaal di ko jaal Sénégal yëpp di ko jaal seeni mbokk ñi ci am ay gaañu ñu ngi leen di massawu ñi ci ñàkk seen alal ñi ngi leen di kii massawu ñoom tamit di ñaan nag yàlla ñi nga xamante ne mooy suñuy kilifa diine yi fi ne Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Mountakha ñu dolli ñaan ci réew mi ak mboolem xalif généraux yi ñu ko seqal ngir jàmm mën a dellu si. di rafetlu invitation bi ngeen ñu invité ci plateau. jërëjëf si Abdoulaye Cissé moom xam naa ni moom tam ku sonn la ndax ci rajo bu la jógee ñëw ci télévision bi waaye yaakaar naa ni loolu liggéey bi moo ko laaj mu yemoo itam ak jamono ji ñuy dund yaakaar naa taskatu xibaar moom fi mu nekk nii amatul toogaay loolu ñu ngi leen ci massawu coono itam ci loolu ma bàyyi la nga yëkkati sa kàddu. ñoo ko bokk ngañ ndax barab bu fi xewee yaa ñu ko gën a xam. mënoon na la faa fekk keneen moo tax dañuy faral di jàpp ni lu tiis bu tegoo ci kaw nit nañu ko séentoo ci suñu bopp ci lañ ciy am yëg-yëg c'est-à-dire mettit bu tegoo ci kaw nit boo ko jàppeewul sa bopp rek mën nga ci bañ a am yëg-yëg fii nag lu bëri daf fiy jaar léeg-léeg nit du mooyu jàpp ni ci keneen la daal li ñuy wax ça n'arrive qu'aux autres ba bu yegsee nag ci yow ne ndekete du ci ñeneen ñi rek lay daal mooy li ñu daan gis rek bitim réew. waaw li ñu daan gis nii exactement te gis nga ci lu bari dafa xew. dafa piège bi xam nga dañ ko daan gis rek dañ ko daan gis ci. mu lay yéem bu ñu la koy waxee. ci ñuy tukki sax léeg-léeg ngay tukki ci yenn réew yi boo gisee takk der yi militaire sax laay wax du ay police ak gendarme parce que am na réew yi amul gendarme militaire boo ko gisee ci yenn réew yi ni ñuy nekkee fépp da nga naan ñun ñu ngi ci jàmm. yàlla bu ñu dox ba jamono di miin armée di nekk ci mbedd di doxantu France tey moom laay jël exemple mais yeneen mën nañ ko jël Vigipirate daf mel ni léegi lu law la c'est-à-dire da ngay jox ci aéroport bi militaires yeeg seen i fetal da nga leen di romb di leen croiser loolu yàlla nañ ci yàlla musal. amiin li xew démb dañu doon yaakaar ni feneen rek lay xewee parce que nag attaqué presse yàgg na fi am xëy na ñuy jàpp ni. nit mooy wane frustration. mais ni mu amee démb ci ay action yu mel ni ki c'est coordonné mais c'est pas organisé en réalité am na effet de mimétisme am na effet de défoulement am na aussi effet ñoo xam ne ni haine la ak bëgg a def ñaawteef parce que taal mbir sañuloo taal mbir ba pare njortu ne xëy na mënoo lakk nit doomu aadama gis nga fii démb barki dañ fi wane image boo xam ne man daf ma yéembale parce que dama ci tombé bésu
manifestation bi gars yi dem ba amatuñu lu ñu def garab gu ñu fekk mu taxaw garabu yàlla bu taxaw waa ji xëpp ko essence jafal ko. d'accord xam nga ki def loolu leneen lu mu gis taal ko ki def loolu mooy leneen lu mu gis taal ko bàyyi loolu di jàll. d'accord ci lii lay indi. d'accord dinaa ñëwaat ci yow dañuy dem fekki suñu nattaango Pape Fara Gningue moom yaakaar naa mi ngi ci place de l'Obélisque ñu fàttali ne ñu mouvement Y en a marre ak yeneen parti politique taxawoon nañu ngir amal benn marche ni ki tey ji Pape Fara mi ngi ci Pape Fara ñu ngi lay nuyu allo Pape Fara allo Pape Fara kon ñu fàttali leen rek ni ñi ngi bëgg a jokkoo ak Pape Fara Gningue ak suñu yeneen correspondant yi nga xam ne ñoo nekk itam fépp ci biir réew mi muy ca Casamance muy ca Tambacounda muy ca Mbour muy ca Kaolack fu ci nekk rek lépp loo xam ni am nañ ko ci information ñu jottali leen ko ñu daal di wéy ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wi sëriñ bi tey dund nañ loo xam ni wax nga ko léegi ñu sàkku nga ci xalifa généraux yi ñu ñaan seen ñaan mosuñu njort ne dafay dakk parce que ku ne dégg na tegtal yoo xam ni Serigne Babacar Sy Mansour defoon na ko fi ci tegtal yooyu lu weesu loolu dégg nañ itam digle yoo xam ni sëñ Mountakha defoon na ko kon yaakaar naa ni ñoom wax dëgg yàlla kenn du ne ñaanuñu kenn du ne waxuñu kenn du ne tegtalewuñu xëy na kay dañuy xaar leneen rek ci ñoom ndax loolu itam mënuñu ko njort muy ñu wax ak askan wi ndax loolu mënta ñàkk ndax seen ay taalibe seen ay doom seen lépp ñoom ñoo ci nekk nga baal ma rek si ñu jël Pape Fara dafa mel ni disponible na allo Pape Fara. oui Papa Ngagne. waaw Pape Fara fan ngeen toll ci marché bi foofu. ñu ngi ci place de l'Obélisque mën nañu wax ne marche moom amagu fi waaye nag ci koñ bu ne ay nag manifestant ñu nga fa ñu ngi ni di ñëw yori xeer gendarmerie nag benn stratégie lañ def maanaam dañuy avancer ci kaw ful bi di dugg ci koñ yi di leen topp fi mu toll nii mun nañu wax sax ne nit ñi peut-être dañ leen di xaw a cerner mais ñoom stratégie bu ñu jël dañuy avancer rek di dem am ñu ak garde arrière yi ñii ci ginnaaw lacrymogène yi saf nag jot nañ ko fee tirer mais place de l'Obélisque fi mu toll nii léegi manifestant yi am na quelques yoo xam ne ñu nga fa daal di taxaw mais lu ñu la mën a wax daal ñoom gendarme yi dem na ñii ñu ngi yor ay xeer lance-pierre ñii taxaw nañu nee nañ léegi comme côté Kennedy nag fi la gendarme yi dugg ñii ñu ngi taxaw nii pour dugg noonu jëm ak ñoom Colobane ñoom ñu ngi topp ñeneen di leen dàq ji fii moom tàng na jëpp actuellement fu ñu toll nii ndax côté bu ne manifestant yaa ngi fay génnee benn oto dawul na waaye combat bi tàmbali nu baax barricade nañ ko ñëpp maanaam teg fa ay xeer ak ay lenn lu nu mel daaneel fa li nga xam ne moo nekk ay cantine jamono jii nag mun nañu wax ne marche bi dafa mujj nag del ci xeex ndax dañ koo interdit. d'accord kon daal marche bi dañ ko interdire mais ñoom waxuñu woon sax dañu demandé woon autorisation ñoom dañu waxoon ni dañu déclarer seen marche comme ni ko li leen ko yoon maye te ñu autoriser leen ak ñu ñàkk leen autoriser dinañ def li nga xam ni mooy marche bi kon amul kenn koo xam ni gis nga ko ci ñi nga xam ni ñoo ko sooke woon. pour l'instant non jeunes yi rek nga gis ni ñoom ñoo yor seen i xeer nekk ci dëkk bi nag di nekk ci koñ. yaakaar naa nag booy marche bay ñaxtu ba gis ñu la ko mën defal xëy na peut-être loolu moo tax ñoom ñu. gisuñu ñuy marche. d'accord gisuñu ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko jiite. kon jombul dinañ jéem a jokkoo ak ñoom ba xam lan moo tax ñu daal di génn ci loolu jërëjëf Pape Fara dinañ ñëwaat ci yow ah merci beaucoup Serigne Cheikh. maa ngi koy wax léegi ne lu ne mën nañ koo wax. ci xalif généraux yi waaye ku ne xam ne noppiwuñu wax dëgg yàlla parce que ci li ñu dégg du ñoom rek sax xëy na mais ñoom la ñu gën a mën a jàpp parce que dégg nañ ay tegtal mu tukkee ci Serigne Babacar Sy Mansour ci ay sarax yoo xam ni waxoon na ko sëñ Mountakha ci ay kaamil ak ay ñaan yoo xam ni itam digle woon na ko moo tax rek may laaj ndax gannaaw loolu amul leneen lu ñu war a mën a xaar ci ñoom nag loo xam ni jombul mën na indi dal ci biir réew mi. waaw wax naa ko démb ci benn plateau ma ni ñaan dañ koy dimbali. ñoom ñooy suñu ay kilifa souvent ñoom ñooy nekk sax le dernier recours. ndax kilifa kenn warul miin kàddoom kenn warul miin baatam. dafa war a bàyyi ba nga xamante ni xam nañ soxla nañ ko mu doog a wax. ñoom nag mosuñoo dal di artu mais aussi di ñaax nit ñi ci loo xamante ni. bu ñu yëgee ni réew mi am na fu mu jëm nekk ci ay wala mu nekk ci ay jafe-jafe ñu artu ci nit ñi gis nga ci gannaaw yaa ngi doon dégg kilifa diine yu bari bu ñu jëlee kàddu loolu lañ daan wax
ku mel ni sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan na wax daa leen sang réew mi suñu way jur sëñ Pape Malick laataa mu fiy jënd àdduna daan na ko wax réew mi fu mu jëm nañu ko xoolaat suñu way jur sëñ Babacar Sy Mansour du daj ci artu réew mi ci taxawaay yi nga xamante nit ñi ngi koy taxaw léeg-léeg mu safaanoo ak wut jàmm wala mu safaanoo ak li nga xamante ne mooy nekk réew mu mucc ayib ba tabarakallah kon ñoom seeni kàddu dañ koy xaar ngir mu yiir ñu mu ci artu d'abord mais aussi mu yiir ñu ci ñaan mais ma ni sànq ñaan dañ koy dimbali bu ma nee ñaan dañ koy dimbali mooy ñi nga xamante ne lañuy ñooy sàkku ñaan war nañoo ñoom tamit di teg acte yoo xamante ni duna dëppoo ak lu ñaan li nga xam ne moom la ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala jaarale ko ci suñu kilifa diina yooyu lii bu ñu ko gisee dafa am fu mu jógee te olof yi dañuy wax naan lu yëngu la ko yëngu moo ko ëpp doole. lay raam ci nag ba la jëm. ci raam exactement. tey jii gis nañ fi problème boo xamante ne problème privé la. ñu dem ba si yàgg mu am ay relents politique. fi mu ne nii gis nañ ni problème socio-économique sax laa ko mën a tuddee ndax dafa ñëw ci contexte bu xaw a doy waar ñu am at boo xamante ne àdduna dafa tëj daanaka ñi nga xamante ne dañ daan dem di wuti aslëf amatuñ ko yoon yi tëj nañu ñii nga xamante ni ci réew mi nekk ci ay société di liggéey am ay société yu tëj ndax jafe-jafe mbas mi ñii nekkoon ci biir secteur informel di am yu ñuy goor bu ngoon jotee léeg-léeg kiy jaay fonde wala kiy jaay beñe mënatu koo am ndax mbas mi ñu ne kat situation contexte bu mel noonu bu ñëwee ñu boole ci problème politique ñëw bëgg jaxase réew mi dañu naan ñi nga xamante ni ñoo ko seex dafa mel ni ñaanaluñu wala bokk dimbaliwuñu ñaan gi ndax tey ay way politique bu ñuy wax dëgg-dëgg rek ay way politique ñoo ko seq waaw. ay la yéwén bu ñuy wax dëgg rek. waaw ay la yéwén te nag réew mi way politique yi rek moomuñu ko dañ leen a dénk suñuy baat ngir ñuy mën di ñu waxal ku ci bokk ci ku jegi ñu waxal la naqari ku nekk ci nguur gi doxal réew mi noonu lañu tëgge suñu démocratie mais su fekkee ni ci jëflante boobu ñuy jëflante léeg-léeg day am ay jafe-jafe ba mu nar a jural ñaawteef askan wi dañuy taxawaat ne leen kat nañu xoolante waat ci loolu la ñuy wax ni ñun ci wàllu suñu organisation nga xamante ni ñun dañu boole suñu bopp ci société civile waaye société civile bu ñu mën a tuddee société civile religieuse ci gannaaw njëkk nañu bind di artu boole ci benn communiqué boo xamante ni benn déclaration boo xam ñu ngi ko bokk mboolem ONG yeeg association yi bokk ci société civile parce que gisoon nañ ne que lii mi ngi doon lii raam ci ñag bi la jëm waaye mu mel ni dañ ñu déggul mbir mi aussi dañ ko wax am na loo xamante ni neexul woon lijjanti ndax dafa amoon affaire privée ci biir mais rek ñu artu ngir politiciens yi bañ koo yóbbu ci anam boo xamante ne dina yóbbu ci réew mi fi mu toll nii bi ñu gisee ne que situation mi ngi gën di jafe ci la ñu décidé tey wax ne nañu am raison garder raison garder nag dañ koy ñaan ci kujje gi comme ci ñi nga xamante ne ñoo yore réew mi ki yore réew mi tey am na loo xam ne bu ko taxawalee yaakaar naa am na lu bari lu mën a safaaro lu mën a saafarawu waaw ndax dafa am loo xamante ni yëkkati nañ ko teg ko ci muy tuuma ñu teg ko ci nit kooku kenn mënu ci dara yoon daf ko war a saytu ñun duñu dugg ci affaire privée mais li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu politique surtout li nga xam ne xew na démb muy kaay jaar fii duma jaar fii ba mu indi yeneen infraction yi ñu ci teg trouble à l'ordre public ak kii yooyu war nañ ko mën a toog ñu waxtaane ko ndax loo gis ci table négociation lay mujje te loolu nag ñi nga xamante ne ñoo ŋànk nguur gi ñi nga xam ñoo ñànk justice bi war nañ cee mën a am taxawaay boo xamante ni dina mën a seral loolu d'accord si Malick dinaa ñëwaat ak yow ci loolu Abdoulaye mu mel ni sax Nations Unies ñoom itam def nañ ci benn communiqué
pour ñaawlu li nga xam ni moom moo xew ci réew mi di sàkku ci wàll yëpp ku ci nekk am ci taxawaay bi nga xam ni war nga ci mën a taxaw ba jàmm mën a dellu si waat muy communiqué boo xam ni jot nañ ko dinaa ci dellu si ak yow waaye bala may ñëw ci Abdoulaye ma dem fekki Ousseynou Thiam ci Rufisque moom itam mu wax ñu foofu lan moo fa xew ak fan la manifestation yi toll Ousseynou maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Pape Ngagne bu baax a baax comme ni ñu ko nemee ko ci diwaan yu bëri manifestation yi mi ngi woy fi nga xam ne nii moom mooy département bu Rufisque la ñuy wax bu ñu ko dooree fi nga xam ne nii moom mooy biir bu Rufisque daanaka ci subaak léegi policiers yi ñu ngi jaamaarloo ak ñi nga xam ne nii ay manifestants yi lépp luy boutique tëj na marché bi tëj na barricade nañ aussi li nga xam ne lii moom mooy maire bi ndaxte l'armée sax lañ mujj réquisitionné mu ñëw encercler li nga xam ne lii moom mooy siège u mairie de ville bu Rufisque jàpp lii di siège u Sonatel bi ak li nga xam ne lii moom mooy Senelec bu Tëngéej mais terewul nag xale yi ñu ngi woy di taal ba léegi di jaamaarloog ñi nga xam ne nii ñoom ñooy alkaati yi bu ñu demee ba fële ci Diamniadio aussi daanaka taal nañ li nga xam ne lii moom mooy siège u mairie bi fa nekk ak lii di station Total yi ñoom nag station yi Total yi rek la ñu ciblé Total yi rek la ñu ciblé taal nañ Total bi nga xam ne bii moom moo nekk ci route de Niayes bi nga xam ne nii moom moo jëm Sangalkam taal nañ également Total bi nekk ci fële ca Sébikotane ak Total bi nga xam ne bii aussi boo booy dugg Diamniadio taalaale également li nga xam ne lii moom mooy siège u maire bu Diamniadio jamono yi nag waaye manifesté yi ñu ngi fii ci centre ville bu Tëngéej ñi ngi jaamaarloo ak ñi nga xam ne nii nag ñoom ñooy takk der yi ñoom dañuy taal dajaloo takk der yi ñëw sànnante ak ñoom ay lacrymogène ñu delluwaat fi mu toll ni daal loolu lañ mën a jàpp daal ci manifeste yi ci nga xam ne nii moom mooy Tëngéej Pape Ngagne. waaw jërëjëf Ousseynou xam naa ni bu fekkente ni mën nga wéy ba tey rek di ñu toppal li nga xam ne mooy manifestation yi la régie dinañu jokkoowaat ak yow Abdoulaye li ma wax par rapport ak communiqué bi nga xam ni ONU def na ko loolu day tax laaj bi nga xam ni laaj naa ko Serigne Cheikh tout à l'heure ci kilifa diine yi seen kaddu waaye itam kilifa aada yi muy ñi nga xam ne nag moo ni mu ko waxee lu jin njaag tey njaag ndax daanaka ñoomu nen la ndax tey jotul woon ki nga xam ni mooy président de la république du ma wax ministre de l'intérieur du ma wax leneen ak leneen moom itam mu addu ci lu mel nii ndax bu ñu demee bay dégg lu toll ci ay nangami nit yu ñàkk seen bakkan ay institutions financières ñu leen di vandaliser comme ça yaakaar naa ni président de la république waroon na addu ci lu mel nii. mu ngi bëgg a wees. ak kon xam nga lu tax mu ngi bëgg a wees. parce que problème yu mel nii plus ngay bàyyi muy dem da ngay nekk ci rapport de force da ngay dem ba benn moment sa xel li muy jàpp rek mooy non bu ma bàyyee rek day mel ni damaa dellu ginnaaw nga nekk ci cercle vicieux boobu nag. dootoo ci génnati nga egg ci lu ñuy wax point de non retour boo xam ne nii ku nekk danaan fi mu toll nii dem ba sës rek moo fi des te loolu lu jara moytu la ñàkk ànd ak sago mooy yóbbee nit loolu sëriñ bi dafa xàll foo xam ne am na ñaari yoon yoo xam ne mën nañ ko ci jël jàngat ko ci effectivement jëmmi jamono yu toog waxtaanee ko ci kilifteefu président de la république problème bi sookewu ko mais solution bi moom kese la du keneen. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que ñu pointer responsabilité am attention mais solution bi président de la république dong la ci lan li njëkk a xew kenn nekkul woon à l'aise pour def ci médiation muy kilifa diine yi muy sëriñ yi muy kilifa aada yi muy keneen koo xam ne nii war ngaa mën a dox jàmm ci biir réew mi parce que problème privé bu toll nii li ñu jiiñ Ousmane Sonko boo ci jéemee dox jàmm sax day xaw a niru naafeq parce que dox jàmm bi mooy nañ ko nëbbal maslaha bi ñu xam ci réew mi ci accusation bu toll noonu c'est-à-dire intérêt la ci ñaar ñëpp intérêt Ousmane Sonko la pour ñu leeral ko bu jàppee ni deful lu ñu koy tuumal parce que moom li ñu koy tuumal bu ko defee ñu daan ko ci mooy carrière am mu ngi ci ginnaawam bu seetaanee aussi ba setalu ci boppam carrière am mu ngi ci ginnaawam ki nga xam ne nii aussi moo koy jiiñ wax dëgg fa yàlla li mu ne moom lañ ko teg bu ñu ko defee mu nangu teg ko ci suuf loolu recul la ci xeex bi nga xam ne jigéen ñi Sénégal ñu ngi koy xeex ay 30 ans ba tey ñu am criminalisation du viol te loolu règle universelle la sax léegi mën nañu ko wax parce que adduna bi yëpp ci loolu la ñuy dox criminaliser viol parce que mettital la mettital doomu aadama la maintenant li tax yoon bi mu xala am solo comme bu njëkk bi médiation xaju ci parce que président de la république mënuloo ko ne mu dugg ci problème privé boo xam mais deuxième bi c'est-à-dire problème politique la
chef d'accusation yooyu wala motif d'inculpation yooyu atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, offense au chef de l'État, appel à l'insurrection, c'est-à-dire yooyu nguur moo koy teg ci ndoddu nit te nguur gi koy teg ci ndoddu nit daal nit moo koy apprécier ñun ñëpp ngoon sur le terrain ñi jàpp ni trouble à l'ordre public am na. mën nañ leen ne trouble amul baal ma dem jëli Pape Fara après ñu ñëwaat Pape Fara. oui Papa Ngagne. Pape Fara dafa mel ni foofu dafa commencé jax foofu itam. Pape Ngagne kii gendarme yi dañ leen jël en quête maanaam dañ leen boulevard général de Gaulle bi dañ leen féete côté bi ñoom ñu nekk ci digg bi nekk loolu doy waar ñun journaliste yi sax dañoo mujj am suñu xaw a dugg ngir mën a xeer yi wala lacrymogène di bañ ñu laal mais moom dañoo nekk ci digg bi watu fi nga xam ne moom moo nekk section recherche bu gendarmerie gars yi nag wër leen côté bi jóge place de l'Obélisque ñu leen jógee fële nga xam ne moo nekk Centenaire daan leen wër fi mu toll nii nag mbir mi dégénéré na nekk loolu doy waar même les gendarmes ni ñu leen wëree foofu doy na waar lool suñ ci mënee génn dina nekk stratégie bu doy waar la ñuy mën a def mais ñoom ci digg bi la ñu nekk xeer yi di jóge fenn wër leen ñuy utiliser seen gaz lacrymogène bu jeexee nag xaw ma nu ñuy def te xam naa centaine la ñu motuñu 200 dina nekk loo xam ne war nañ ko ci war nañ ko xool peut-être sax ñu yokkal leen renfort te askan wi ñoo leen ëpp fuuf Papa Ngagne. d'accord kon bu ma la déggee daal askan bi foofu ñoom bari nañu te ñi nga xam ne ñooy takk der yi bari wuñu te fi mu nekk nii ñoom daanaka wër nañ leen ndombo. wër nañ leen ndombo bu baax. mais fan la exactement balaa ngaa yegg section recherche ñii ñu ngi manifestants yi ñu ngi jóge place de l'Obélisque ñoom ñu ngi ci digg bi ñu lay jóge fële nga xam ne moo nekk rond-point boulevard général de Gaulle di ñëw ñu tànc leen ci digg bi noonu fi nga xam ne fi la ñuy defee défilé bi fi lay gaay daw ci digg bi foofu lañ leen tànc mu nekk affaire bu doy waar maanaam ñu wër leen ndomba su seen munition jeexee dina nekk lu doy waar yaakaar naa ne autorité war nañ. mais ñoom ñi ngi chargé wala defuñu dara. ñu ngi chargé bu baax. mais bu ñu chargé askan bi duñu tasaaroo duñu def dara. non dañ leen di song wala ñu delloo leen lacrymogène yi. doy na waar. d'accord Abdoulaye baal ma sëñ bi ban commentaire nga am ci loolu nga xam ni xew na actuellement nii ca Centenaire. la taqu fitnatan laa tusiibanna allaziina minkum xaassa surtout nag fitna bi nga xamante ni dafa ci seytaane moo koy laal ndax loolu lii mën naa ni seytaane moo koy taal bokkul ak violence bi nga xam violence bu légitime la nga xamante ni ci épanage yu état lay doon wala ci revendication opposition wala dara. voilà bii dañ koy regretter ñun en tant que religieux ndax am na loo xamante ne duñ ko cautionner mais aussi di ñaax ñi nga xam ne ñoo ko seq muy sànq wax naa côté état bi mais aussi côté opposition tey ñoom aussi am nañu une partie wala boog mën nañoo yombal solution bi jóge ci état naka lañ koy yombale mooy bu fekkee ne état def na benn pas ngir desserrer l'étau ñoom tamit ñu mën a am un discours d'apaisement boo xamante ni dina permettre defagul benn pas de. waaw loolu laay wax moo tax sànq ñun dañu ni si suñu déclaration bi ñu def tey dañu ni dañuy ñaan état lii nga xamante ne ay daan la yoo xam daf ko bëgg a teg ci ndoddu yi di Ousmane Sonko nañ ko tudd te nga xam mën na cee dellu gannaaw mu dellu ci gannaaw ndax loolu appréciation procureur la moom mooy xool ndax lii war naa cee mën a teg daan Ousmane Sonko pour jàllale ko wala déet loolu bu ko defee ay jafe-jafe rek lay indi ci réew mi. mais est-ce que loolu dina yomb aussi état ci mu def ko. du reculade concession la. ma complété. sëriñ bi soo ma ko mayee li tax du jafe. waaw dañu koy tànkee ci cadre président de la République c'est important quand même ñuy wax xam nga des fois. président moo ko waxoon. des fois dañuy njortu ni rek justice nii lay doxee. mais président de la République moo toog. de façon très solennelle moo ne. réew day toll foo xam ne am na yoo xam ne bu amee procureur balaa moo dem day aviser ki nga xam ne mooy kilifa di garde des Sceaux garde des Sceaux aussi day woo président de la République mu yokk ci ni mais président ngeen yaakaar ni aussi yenn yi bu naree toj dëkk bi mais bien sûr que day wax ñu bàyyi ko est-ce que tey ci échelle de grande de valeur am est-ce que moom mi day fi mu toog di ñu seetaan njort naa ne mu ngi ñuy seetaan pour nga xam ne xew est-ce que toll nañu fu muy gisee ni yëf yaa ngi déborder am déet man ci sama gis-gis bu gàtt ci ay fait waaw yëf yaa ngi déborder li ko waral ñaar la ba ñett réquisitionner armée foo ko defee
mooy bëgg nga renfort ci force de défense et de sécurité yi première ligne deuxième ligne police ak gendarmerie bu ñu woowee armée bi pour ñu dimbale leen Dakar armée waruñu koo yab ci mbedd mi waruñoo yab ci maanaam li tax ma ne waruñu koo miin ci mbedd mi parce que loo miin yab ko même kaddu gi bu baree sax nit ñi miis ko sa kaddu dootul amati njëriñ mais wax fi nga war a waxee loolu mooy solution am na loo xamante ni du sax médiation am na loo xam ne sañ-sañu nguur la parce que yi ñu mujjee teg ci kaw Ousmane Sonko c'est-à-dire yooyu nguur moo ko moom amul kenn ko man tegaluñ ma ko parce que ñoom ñoo déggawul ci fu ñuy jaar fooy jaar mais Papa Ngagne am na misaal bu gàtt boo xam ne nii jaruñu ci dellusiwaat man gëm naa ni contexte su Ablaye Wade bi muy ñibbisi ci contexte su parrainage élection moo gën a moo gënoon a diis ci lu ñu seede xam nga fan la Ablaye defee cortège am aéroport Diass ba siège parti démocratique sénégalais te amul benn problème te pourtant état bi jiixi jaaxawoon na ci dañ koy autoriser dox bem déet c'est vrai moom mu menacé ñu xam ni lii xëy na encadré ko moo gën a yomb loolu bu ko état rek moo am sañ-sañ jël manifestation encadré ko te dara du jigéen parce que pouvoir bi ñu ko dénk la te loolu moom laa doon wax sànq sax dañuy nekk ci rapport de force ku nekk di xiiroo di diirante mbagg di wan ni du ma dellu ginnaaw doo dellu ginnaaw da ngay dem ba benn moment mais dafa am ay actes yoo xam ne dañu gis par exemple sëñ bi dafa am ay actes yu état teg mais est-ce que actes yooyu mën nañ ko jàppee ay actes yoo xam ni xaram ma jël Pape Fara parce que allo Pape Fara. Pape Ngagne fi mu ne mën nañoo wax ne place de l'Obélisque bi ñu interdit woon léegi manifestants yi nangu nañ ko ñoom rek ñoo fa nekk gendarme yi dàq nañ leen ba ñu jëm côté ba la dem ñoom léegi nangu nañ place de l'Obélisque ñu nga fa ñoo fa def seen siège ñoo fa taxaw toog di xaar nag xëy na ndax ñële jiite affaire yi jugee Sandaga dinañ ñëw dajeeg ñoom fii wala déet mais actuellement au niveau de la place de l'Obélisque manifestants yi ñoom ñoo fa nekk ñoo fa taxaw di buur di bumm gendarme yi sax déggatuñ ñu chargé côté bi luy saxaar rek lañ ciy seen te fees nañ ci dell nag. d'accord kon nga toppal ñu loolu dinañu ci dellusiwaat Pape Fara kon jàpp nañu ni ñi nga xam ne ñooy manifestants yi fexe nañu ak takk der yi ba accéder ci place de l'Obélisque parce que foofu la ñu waxoon fa la ñuy defee li nga xam ne mooy seen marche kon actuellement nii mën nañu wax ni ña nga fa ñu suivre aussi loolu fan lay mujjee sëñ bi da nga wax léegi nii bu fekkente ni état bi def na benn jéego ñeneen ñu dem di jéego mais est-ce que li ñu gis état bi def na ay jéego parce que li tax ñu wax ko mooy bu fekkente ni dañu nekk ci réew mi ñu jël ay lu mel ni ay télévision tëj ko Sénégal jël ay communiqué jël décision ñu tëj ko muy ci TNT bi muy ci canal bi nga gis itam charge yi comme ni ñu ko waxee gis ngeen ko yi nga xam ni ay charge la yu dolleeku ci Ousmane Sonko ndax loolu dina mën nañ ci rafet njort ci ne mën nañu am solution ci fitna gi nga xam ne nekk nañu ci waaw état dafa nekk lu solennel loo xamante ni dafa am doole goo xamante ni moom la ko yàlla jagleel doole jooju nag daf ko war a assurer daf ko war a utiliser pour assurer li nga xamante ni mooy cëslaayu état ndax réew mu amul état moom musiba la waaye nag du loo xamante dañ ko war a jëmale ci benn pàcc daf koy def ngir assurer li ñuy wax paix sociale mooy légitimité bi ma wax sànq ci violence bi nga xam moom la ko constitution bi jagleel moom lañ ko nit ñi jagleel ngir mu mën a am taxawaay ci réew mi mais ku mel ni président de la République surtout bu ñu nekkee ci situation de crise bu mel nii moom moo njaboote ñëpp moom mooy le père de la nation sagesse am moo ko war a permettre bu réew mi amee fu mu toll mu taxawaat woo nit ñi ci li nga xamante moom yaakaar na ni que ret bu ñu fa jaaree ci nag ndigalu wala boog ci nag conseil yu ñi nga xamante ni ñoom la seqal réew mi ndax kilifa diine yi tey kilifa aada yi kilifa ñi nga xamante ni mooy les chefs coutumiers ay nit lañ loo xamante ni état mën na sukkandiku ñoom ngir su mënee bëggee jël yenn décisions yi ñooñu yombalal ko ñooñu ay facilitateurs la ñuy doon. tey jii président de la République war naa mën a jël kàddu wax askan bi ci li nga xamante ni mooy ay yoon yi mu war a mën a jaar ngir jàmm mën a dellusiwaat. sëñ Cissé daf ko wax léegi tey moom mooy solution bi président de la République mooy solution bi mais nag solution boo xamante ni wax naa ko aussi. opposition daf ko ci war a wala boog ñi nga xamante ñooy way opposé wu dañ ko ci war a dimbali
ndax tey réew mi dem ci situation insurrectionnelle arrangé wul président de la République ndax dafay gouverner ci conditions yu difficiles mais aussi arrangé wul ñi nga xamante ni ñooy way fipp yi ñooy way fa opposition ndax même bu ñu gagné woon réew mi ci conditions yu mel ni ci ruine lañ koy fekkee donc loolu arrangé wul kenn suñu sabab tey mooy ñi nga xamante ni ñoo ko seq ci situation de crise li ñu war a def mooy ku nekk xool yan concession nga mën a def du dellu gannaaw concession da ngay am ci loo bàyyi. ci li nga dëgëraloon. bu ko defee ñu xool yan piste la ñu mën a toog bu fekkee nag kilifa diine yi war nañ koo mën a assurer benn en tout cas onction pour que ñu mën a dem ci situation boo xamante ni demain dina nekk situation bu naan ñun troisième point bi ñu waxoon ci suñu déclaration lan la. dañu ni nañu parce que ñu bari dañu ni comme annoncé nañu benn manifestation qui est interdite dina am ay jafe-jafe ñu ne mais nañu bàyyi ñi nga xamante ne ay manifestants lañu ñëw encadré leen pourquoi pas wax nga ko léegi ci sa intervenant bi ci sa reporter bi lu mu wax ña ngay manifester ñooñu encadré la woon woon yomb donc parfois dëgëral bu bari bi du am njëriñ arrangé wul ki nga xamante ni mooy le président Macky Sall ndax tey moo yore suñu teeñ moo yore suñu ñaq bëgguñu mu jéng benn yoon ngir ñaq googu daanu dañ koy jàppale ngir ñaq googu mu jëmale ko fa ñu bëgg mu egg fa. d'accord dinaa dellu soit ci yow sëñ bi Abdoulaye soo déggee le préfet daanaka mu wax ni force restera à la loi nga dégg daanaka ministre de l'intérieur lu mel noonu la wax est-ce que loolu du wane ni ñoom situation bi daf leen dépassé gul. mais ñu koy maîtriser. ngañ loolu wax bu yàqu la xam nga am na ay concept yoo xam ne di ko wax bu yàqu la si force restée wul à la loi mais nekkatuñu ci république xam nga man nga may tëkku di ma wax force restera à la loi li ma ciy dégg sax mooy peut-être jaay doole la parce que sama yéene mooy force reste à la loi. loolu jarul a tëkkoo nit rawatina bu fekkee da ngeen nekk ci werantewu da nga may jaay doole werantewu da nga may jaay doole doo jël loi bi féetale ko sa bopp jël hors la loi bi féetale ma ko man ci bu ñu nekkee di xëccoo boo dellusiwaatee ci mbir mi ci début bi mais Ousmane Sonko jóge na këram avancé na ba ci rond-point Stel Mermoz bi est-ce que këram ba foofu bloqué wul xam nga cortège bi yéex na trop. parce que mbooloo moo ko yóbbu mais li reporter yëpp seede man dem naa sur le terrain mooy oto moo taxaw ci kanamam ne ko fii doo fi romb donc am na ko gàllankoor déjà maintenant ci fii ngay jaar du ma jaar foofu bu nu cay yeggee appréciation la ci xool naka lañ ciy génne mais bi ñu génnee Ousmane Sonko ba di ko yóbbu du jaarale nañ ko feneen foo xam ne nii amul benn gàllankoor bi ñu bëggee yegg fa ñuy dem nañu fa xam nga lan moo am. président dafa am loo xam ne daf ko tumuranke te lii daf ko wone daf ko tumurankele mooy xëy na bu yaakaaree ci ñi koy xelal te ñooñu di ñoo xam ne dañ koy gëmloo toujours yaa yor doole ji gis nga yëf yi du doole amul benn régime bu mën a dékku askanam amul même les régimes totalitaires gis nga ko Taïwan ëpp na 1 an ñanga ca pourtant Chine bu mag bi moo leen di dooleel Birmanie Chine bu mag bi moo leen di dooleel foofu Taïwan attanuñu amul kenn ku ko attan moom kay da nga naan xëy na li ñu mer amul lu leen di fédéré mais bis bu ñu amee loo xam ne moo leen di fédéré amul ku ko mën a dékku benn nag moo ci nekk li tax ñu ne ñu yaakaare ko ci président te xam nga li ñu wax léegi nii li reporter bi di wax léegi nii dañ ci am sax kersa ñun parce que gënaluñu ñu toog fii ci télé bi parce que day poser sax problème éthique et responsabilité ñu naan nangu nañu position wu gendarme yi kersa la ci ñun parce que ñun loolu la ñu gëm république justice la ak pouvoir yi nga xam ne nii moo jiitu justice maanaam police force de défense et de sécurité bu ñu sañoon loolu mooy mujj lépp nga bañ ko nag ba mujj gi mu doon dañoo wañ sa loxo day dellu soit ci li ma doon wax sànq rapport de force boobu nga xam dañ ciy nekk dina ci dem ba benn moment ñu atteindre un point de non retour bi boo ko rombee point de rupture moo ciy tegu point de rupture bi nag ci des deux côtés la soit tey ni ñu koy réglé répression yàlla nañ ci yàlla musal répression boo ko déggee bu violente bu sanglante la loolu yàlla nañ ci yàlla musal parce que amul kenn Sénégal ku koy wut ku mës a taxaw ni damay dox ci kaw nit ñi pour jëli nguur gi ñoom ñëpp dañuy wax ni duñu mës a réew mi nag
président de la République encore une fois woote la parce que conseil am yëpp ci plateau yi ñuy jaar ñu gëmloo ni le président de la République va assumer nangam tolluñu foofu weesu nañu ko. bu réew mi yàqoo attention bu réew mi yàqoo balaa ñuy wax ki nga xam ne moo ko yàq wala ci ñi nga xam ne ñoo toj ci loxo kan la tojee moom la ñuy wax. vraiment loolu président de la République war na koo xam bis bu ñu demee bay natt ni bésu manifestation yi sangam mais Abdoulaye Wade ba léegi am na loo xam ne moo ko topp ci nguuram. Fatou Mamadou Diop ak ñeneen ak ñeneen. tâche la boo xam ne mënu koo dindi. parce que ci nguuram la xewee. pourtant jàpp na ne ña doon manifester amuñu ci droit est-ce que dañuy tudd ñooñu. mais dañu leen tudd président de la République moo war a xam ni am na moment boo xam ne boo demee ba yegg ci aussi ci li nga xam ne sa sañ-sañ la waxuñu ci li nga xam ne moom la jiiñoon Ousmane Sonko muy digganteem ak benn citoyenne. te loolu kuy waxal yàlla xam ni yoon a ko war a setal nga wóolu yoon nga bañ ko wóolu ku mu neex nag bañ a ne dem wóoluwuma yoon. ci ni muy doxee xam nga loolu débat nañ ci plusieurs fois. bien sûr perception bi ñu am ci justice mooy dafay wata taxas wet. mais loolu boo ko waxee ba pare da ngay nangu aussi yoon woowu àtte la parce que moo fi ne ba ñu fi teg leneen justice su Sénégal en tant que institution moo fi nekk. ku perdre sa dignité justice moo la koy delloo. mais bu dul loolu nag wax dëgg fa yàlla lii kersa la. te yàlla bu mu doon loo xamante ni luy jur leneen la feneen te ngañ suñu nombre force de défense et de sécurité c'est-à-dire dafa teel a wane ni. am na loo xam ne àtte nañu ko te ñun xajuñu ci loolu nañuy maslaxa rek ba génn ci gis nga nit ñi bu ñu mayul force de défense et de sécurité ñu am kersa ci ñoom mën naa jur lu ne te loolu yàlla nañ ci yàlla musal tey. d'accord waaw sëñ bi manifestation yi mi ngi wéy mi ngi gën di doy waar mi ngi rax leneen rax gi mooy ku ne xam na ni am na ñoo xam ni manifestation moo leen tax a jóg waaye am na ñoo xam ni mbiri Ousmane Sonko yàgg fa sax moo leen gënal ba ñu gën a def li ñuy def loolu nag message war na ci parce que tey bu ñu demee ba Ablaye wax na ko ndax nee na loolu yëpp ci loolu lay jógee ci manifestation yow aussi junj nga ko mais man pour man laaj na aussi mu am message boo xam dafa jëm ci wàll woowu ñi nga xam ni manifester taxu leen a jóg sàcc ñu wax ko moo leen tax a jóg yàq sax taxu leen a jóg mais sàcc jël alalu jàmbur dugg ci banque yi dajji ko parce que am na banque bu ñu naan daanaka lu toll ci 200 millions de francs CFA jël nañ ko fa ak yeneen institut financière loolu laaj na aussi ñu xamal askan wi ne même bu fekkee yow da ngay manifester te mu nekk loo xam ne sax mën nañ ko jàppee lu légal mais am na ñu la rax te loolu war na mën a tax nga xoolaat sa comportement jàpp naa loolu. waaw bu ñu analyser situation boobu mën nañ ko jëlee ni conditions difficiles yi nga xamante moom la réew mi di dund. nga xamante ni lii mbas bi moo ko jur mais mënu ko justifier parce que sàcc la sàcc moom sàcc la rek dara mënu ko justifier sàcc moom dara mënu ko justifier démb rek am na ku may di ma laaj ne ma ci diine ndax mën nañu ki nga xamante ni dafa nekk ci jafe-jafe yàlla may ko mu jël yi fi jàmbur lekk ko ma ne ko ci jamono Seydina Omar de am na koo xamante ni ci jamonoy xiif ca la sàccoon atte diine dal na ci kawam xanaa rek dafa oyofal atte ba wala ñu dagg loxo waaye atte diine dal na ci kawam wa tabarakallah kon am na loo xamante ni moom diine mënu ko nangu moral mënu ko nangu muy jël alalu jàmbur te loolu mooy nekk tey moom la ñuy constater tey ci réew mi loolu nag dama yaakaar ni il faut que ñu am seetlu taxaw lan moo indi situation mel noonu te foofu laay wax ni président am na foo xam bu fa toll dafa war a jël ay mesures ndax lii fi xew ci réew mi ñaari fan yii ñëpp xam nañ ni li nga xamante ne ay vandalisme la ñu wala boog ay sàcc si du militant parti moo koy def mais nit loo boo xamante ni benn samba booy li ñu naan bu yi ñu gàmm am na ñuy raas dem benn samba booy mooy rax ci biir manifestant yi ngir mën ko mën a def ay ñaawteefam kooku fa la intervention état mënee arrêter situation insurrectionnelle bi parce que tant que situation boobu mi ngi dem am na loo xamante ni kenn du ko mën a contrôler muy waa Sonko ndax ñooñu dañuy def seen ay manifestation daal seen ay pneu léeg-léeg bu mbir amee man am naa sama benn kuy liggéey ci man démb dafay ñëw ne na ay agresseur la gis ni ñoo ko ñoo toj oto kooku xam nga ni bokkul ci manifestation donc moo tax situation bu ñu koy régler dañ ko war a régler ci anam boo xamante ni dañuy xool naka la ñuy mën a arrêter mouvement de foule bi ndax mouvement de foule bi mooy créer li yëpp te mouvement de foule bi nag pour que arrêter ko
kii génn ci fa mu ne tey moo gën a ëpp solution que mu toog fa mu ne. man foofu la ñuy waxee ñun en tant que ay ñoo xamante ni dañuy dox ci diggante. kon daal li ci Ousmane Sonko nga jàpp ni mu génn fa mu nekk. moo ëpp solo pour réew mi tey mu toog fa mu ne. ndax toog fa mu ne du yàq génn fa mu ne du yàq dara ci li nga xamante ni mooy ay procédure judiciaire yi nga xamante ni moom dans le cadre privé moom la am seex ko keneen parce que li ñu ko téyee tey li ci ëpp foog naa ni ci mooy li nga xamante moo xew démb ak bërki démb. donc tey bu fekkee ni yaakaar nañu ne dañu bëgg réew mi nekk ci dal nañu xool li nga xamante ni mooy ay facteur bloquant mooy liñ ko téye ci lii nga xamante ni mooy mbirum insurrection suñ ko arrêté ba nga xamante ni gis nañ ni que woon war na ko woowaat nag ci loo xamante ni c'est une affaire privée kooku nag yoonu kenn nekku ci digganteen la ak ñi nga xam ñoom la ko seqal man dama am loo xamante ni tey il faut que sénégalais yi ñu jéem koo xoolaat mooy situation économique bi ñuy dund tey loolu benn la ci problème bu mag boo xamante ni mi ngi raxaale ci mbir mi. muy lan. muy problème économique yi ñuy dund. Sénégal ren dafa nekk ci réew mu tar. te gis nga way politique am na loo xam ne pour acte bu ñu koy posé dañu war a tenir le compte ci contexte yooyu yëpp. dëgg la. gis nga lii mënoon na fee am. ci ba jàll te coow du jib kenn dalu am. dëgg la mais contexte bi la. mais gis nañ fi ay opposants yu ëppoon doole Ousmane Sonko. ñu jël leen dugal leen ci kaso bi dara xew. même Ousmane Sonko woote na fi de façon express manifestation. ba dem mujj gedd ñu dégg ko mu déclaré ni sénégalais yi man bu ma wootee génnoo leen damay dem toog sama kër parce que gënoo leen ma. mooy li ñuy wax sànq c'est-à-dire faut que li nga xam ne moom la nit ñi ne tant que fédéré wu leen. nguur amul lu mu ciy ragal. mais li mu leen di fédéré mooy ci vandalisme boobu dama ci gis acte boo xam ni xaw ma gis nga ko ou pas mais parmi les manifestants kenn koo xam ni dafa yor pistolet. ci Auchan bi lañ pistolet bi la génne ci poche am en tant que manifestant tiire nga dégg bal bi mu tiire waat doo ko jël ay xeeram di sànni mais xam nga acte boobu dafa nekk acte boo xam ni Ablaye bu fekkente ni am na ñeneen ñoo xam ne même arme yooyu la ñu yor loolu nag dafay gën a compliqué ci réew mi. dañ en temps normal bu nit génnee fetal bu tiiree def naa ñëpp dañuy almet ñëpp dañuy abale foofu bu nit génnee fetal jubale ko sax ci kaw bu tiireegul di nga gis ñëpp làqatu image boobu ngay wax gis naa ko ñëpp gis nañu ko mais xoolal nit ñaa ngi taxaw ci ginnaawam comme di ko gën a dooleel. mu tiire tranquillement dugalaat ci biir poosam parce que da doon tiire xëy na pour faire sauter le verrou pour grille bi wàcc. loolu moo lay woon ni en fait la foule elle est folle. c'est-à-dire mbooloo mbabooru mbooloo dafa toj amatul sago. gis nga ci li ngay wax ni dafa am ñii bu ñuy kii ñii di raas déem daf ci exemple boo xam ne day jar a bàyyi xel 2003 li ñu tuddee casse de Korogo Côte d'Ivoire ñu nekk ci loo xam ne mutinerie la xam nga mutinerie ay soldats yu réclamé la wala yu leen xam nga jotewul dara kay manifestation de rue jaxasoo bi ci la ñu profito bon établir nañu ci lu leer ci ñi ko def rapport yaa ngi feeg yooyu militaires yi ñoo ko def ci la ñu profito toj BCEAO butin bu toll ci 16 à 20 milliards de francs CFA ci bañuy daw sax li lay won ni ñoom ñoo ko def ci lu rapport yi wane ci lu leer bi leen mbooloo mi mbambee pour seen daw gën a mën a gaaw yenn ci biir lañ sànni nit ñi bàyyi leen ko nit ñi nekk fa di ku nekk di xëccoo ci 10 milliards su 10 milliards ñu fa sànni fekk dem nañu fax nañ mais ba léegi loolu tey pourtant ñooñu gëm nañ ni taxul leen woon jóg wala boog ñu laal seen plan boo xam ne nii wan nañ nit ñi ni mutinerie yi la ñuy def ci jamonoy Côte d'Ivoire bu tàng boobu ñi ciy rax ci manifestation loolu gis nga bu ñu nax suñu bopp du Sénégal rek manifestation boo gis ci àdduna bi bu ñu wootee pour ay question de droit de liberté day am ñu ciy rax di dugg ba ci Capitole bu mujj bi Donald Trump ba mu wootee nit ñi di revendiquer ay droit dafa am ñu ci rax problème mu racisme daxa soo ci bàyyi la nga xuus. voilà dañuy dem jëli Salif Sow ci Guédiawaye Salif ñu ngi lay nuyu allo Salif Salif Sow moo nekk Guédiawaye suñu correspondant bi nekk foofu ak Guédiawaye Salif mu mel ni dañu am problème ci wàllu jokkoo bi allo Salif
kon dafa am difficulté. allo Salif maa ngi leen di dégg de man. waaw Salif kon baax na comme yaa ngi ñuy dégg c'est bon naka nga def mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax. waaw très bien lan nga ñu mën a wax foofu ci yëngu yi ci Guédiawaye. waaw Guédiawaye tey li ci gën a fës mooy Supeco bi nga xamante ni moo nekk pharmacie Golf xale ya tey ba ñu xëyee ñooy ñu woowee seen bopp manifestekat yi kon foofu la ñu dem songu police nag jéem naa dëgërlu tuut. ñu wax ni grande surface la aussi waaye xam nga gaz lacrymogène yi bu jeexee moom. rawkat si dolli mbooloo ma saa su ne muy gën di yokku. ñoom dañoo mujjee dem ba seen yëf jeex ñu daal di dem su ko defee nag lañu song bërëb ba. nga xamante ne dañ fay jaay ay dund. ak i ñam xale ya nag dugg jël ko ku nekk jël loo ca mën a jël. ñii yab ci sareet ñii yab ci moto am na sax koo xam ne seet nañ ko muy yore moto def ci ceeb ak suukar di accéléré di wéy ñii jël ay chariot dugal ca luñ mën a dugal ñii jël ay saako sol ci luñ ca mën a sol après nag ñu daal di tasaaroo waaye jàppal ne nag façon âge bu nekk daanaka gis nañ ko fa ba ci ay xale yoo xamante ne ay xale yu ndaw lañu ñu nga woon ca yëf ya ku nekk daal di jël sa kéemtulaay kàttan loo mën a jël. léegi nag leneen lu ñu fi mën a dolli mooy ne bërëbu liggéeyukaay yu bari yoo xamante ne ñu ngi ci gox bi tamit dañoo mujjee tëj daal di wàcc dellu seenum kër ci wàllum kaaraange loolu daal lañ fi mën a jàppandi ci li gën a fës ci diwaanu Guédiawaye tey jii. jërëjëf Salif kon sëñ bi mu mel ni nekkatuñ ci manifestation ci pillage la ñu nekk fi mu nekk nii. Pape ma wax la benn mbir. ñii di jël produit yi nga xamante ni dañu nekk ci ay société française xamuñu ne que produit yi ñu jël produit sénégalais yi la tey da ngay am sa société nekk fournisseur Auchan jox leen ko ñuy jaayaat tey Auchan bu amee problème yow mi leen jox produit yaa am problème Total fu muy jëlee essence am du SAR bu Total amee problème SAR day am problème xaalis bi nit ñuy sàcc wala boobu ñuy jël ngeen baal ma ci kàddu bi mais alalu sénégalais la loo xamante ni yow ka nga yaakaar ni même bu fekkee da nga ko teg ci wàllu manifestation waxuma sax nga teg ko ci wàllu jël alalu jàmbur même boo ko tegee ci wàllu manifestation yow nekkoo di faagaagal économie France yaa ngi faagaagal sa économie waxuma nag yi nga xamante ne mooy ay établissement public wala ay bâtiment public wala ay oto yoo xamante ni ADL ak yooyu moom suñu alalu bopp rek la ñuy jël di taal kon il faut que nit ñi aussi ñi nga xamante dañuy manifester ci wàllu jëmale ko ci wàllu ngëm-ngëm ñu xam ne lii ñuy yàq alalu ay waa Sénégal la ñi nga xamante ne nag dañuy jël alalu jàmbur kooku police day am ci ñoom yoon en tant que un malfaiteur et loolu nag comme ni ko ministre di waxee tout force devra rester à la loi mais lii nga xamante nag borom wàllu politique la war nañ ko mën a toogaat waxtaane ko bu fekkee dafa jëm ci ay jafe-jafe ci diggante way politique yi yooyu ay waxtaan la gis nga Pape lii fii ak xaw ma ñaata temps lay durer mu nekk ñaari fan mu nekk fukki fan dañuy ñaan yàlla mu yeex fi tey mu nekk weer wala mu nekk ñaari weer ci table lay mujje diggante bi kii ñàkk na ci fa mu waroon toog pour liggéey. non looloo ci gën a kii ñàkk na ci bakkanam kii ñàkk na ci otoom. wala kër lakk nañ fi këram. yooyu yëpp dañ koy passé comme perte ak profit. d'accord alors war nañoo mën a toogaat. fii nga xamante ni eggagul ci yenn niveau yi ñu war a mën a toog waxtaane ko. ci ndimbali nag ñi nga xamante ni ñoom ay. ñu war a toog waxtaane ko boobu. sax ci laay ñëw ak Ablaye parce que maa ngi interpellé léegi Serigne Cheikh ci xale généraux yi war a wax dëgg yàlla seen taxawaay ñi ngi koy rafetlu waaye seen kaddu tam ñi ngi koy sàkku dégg naa li nga xam ni indil na ma ko ci leeral noonu laa la laajee itam ci président de la République ndax génnam jotul nga ni ma wees na te loolu mën nañoo jàpp. mu ngi bëgg a wees mi ngi bëgg a wees voilà mi ngi bëgg a wees voilà mais est-ce que Ousmane Sonko aussi via ses avocats est-ce que warul woon moom aussi def une déclaration pour yow parce que ku ne xam na ni mi ngi ci ay liens de détention kenn waxul pour moom mu mën a def déclaration mais am na déclaration yoo xam ne ay avocats mën nañ ko def mën na ko def via ay avocats am lu mu sàkku ci ñi nga xam ne ñooy manifestants yi ndax jàppaloo ni loolu itam lu waroon am la nekk cëram. bien sûr te loolu tamit day dem ba benn moment day bëgg a wees ci moom. li tax muy bëgg a wees ci moom bu jàppee ni ñiy manifester parce que ñaar moo mën a am jàpp ni ñiy manifester moom la ñuy manifesteel kon am na ci responsabilité am na ci ñoom responsabilité am na ci ñoom cër pour yaakaar ni comme moom la ñuy manifesteel bu waxee ñu dégg ko wala camp bi en face yaakaar ni ñiy manifester
partisan lañ Ousmane Sonko la ñuy manifester te réew mi mënul doxee ci bu ma amee lu ma naqari ci kujje gi fi ma féete ma wone ko ak violence mais ñaar yëpp dañuy nekk ci erreur. jàmm boo koy wootee wala fi dañuy wax nettali xuloo la nettali xuloo lay indi du ngeen ci mës a déggoo. c'est-à-dire bu ñu tàmbaliwaatee delluwaat ci point de départ bi nga xam ni fa la achoppement bi amee woon bu ñu bëggee nettaliwaat. lu tax cortège Ousmane Sonko demul duñ ci déggoo jamais. préfet de Dakar ñëwaat na fii démb. vraiment ci télé bi. mook ñi ko doon interroger déggoowuñu ci kàddu. non man maa war a décider fan la war a jaar mais citoyen bi aussi am na droit xool fu mu war a jaar. autorité moomuloo te prévaloir de ta propre turpitude c'est-à-dire que ak doole bi ñu la jox yëpp moomuloo foo demee ba mënoo matal li ñu la jox ñun nga ne da ngay fell ci droit wu jàmbur non du doxee noonu. doole bi ñu la jox da ngaa war a mën a matal lépp te doo fell ci suñuy droit parce que boo koy def chaque fois dañuy jàpp ni sax yaa tey bañ a matal li ñu la jox pour mën di grignoter ci ay droit wu jàmbur. te loolu gis-gis la c'est très répandu dans la société. même ci marché yi lan lañ koy refuser motif risque de trouble à l'ordre public mais ay la yéwén yow mi ñu jox doole fagandikul ba trouble à l'ordre public bañ a am mais ni nga koy defee mooy ak intelligence du càggan ni da nga naan mbooloo mi mën naa leen canaliser mais da ngay fexe étincelle bañ am étincelle mooy ñu bañ a ci situation de tension boo xam ne dañuy dëkkante. manifestants yi bu ñu leen encadré woon ci situation boo xam ne ci dal lañ leen ne mën ngeen a manifester ñu ngi mettre nag en garde yéen ñi def déclaration bi pour organiser ko. da nga leen di mettre devant le responsable. parce que am na fi. te dañ leen di mën a identifier sax bu boobaa. mais am na mais ñoom si seen bopp boo leen mettee devant le responsabilité ñoom seen ñoo am mais gis nga ko am na manifestation yoo xam ne. bu ñu paree dañu nettoyer organisateurs yi ñooy wut seen service d'ordre. waaw te bu ñu paree mu foofu yëpp say set. loolu ñun am na loo xam ne saxlawul ñu koy jéem a inventer. c'est-à-dire ça se passe comme ça partout. dans le monde amul beneen solution. miracle d'accord Abdoulaye loolu rek moo ci nekk. sëñ bi li ma ko laaj aussi faaw ma taataan ci sa xalaat. mooy dëgg la ñi ngi xaar solution ci président de la république. waaye itam Ousmane Sonko jombul ne am na ci wàll moom itam ndax li yëngu nii moom la yëngul. wax dëgg yàlla te ñiy yëngu itam ñu bëri daanaka moo tax ñuy yëngu est-ce que jàppaloo ni mënoon na ci àddu ci communiqué boo xam ni via ses avocats dina wax ak askan wi. waaw dafa am sama benn mbokk bu wax barki démb ne avocat moom ay rek lay wut waaye bu fekkee ne dañuy xaar ci avocat yi ñu seddal moom gëm naa ne duñ ci egg ndax ñoom dañu nekk seen rôle aussi dañ leen ko nangul. waaw mais aussi bu fekkee dañu nekk seen rôle dañ leen di jox seen ay honoraires ki nga xam ni nag moo lay jël comme avocat yaakaar naa bu la joxee kàddoom war nga ko. waaw xam nga ñoom comme ni leen di wooye conseil lañ leen di wooye ñoom ñooy lay jox seen xalaat. ci ni ko war a doxalee ci dossier. ci loolu nag mais du ma sax bon c'était juste une boutade pour dire que seeni avocat moom bu ñu xaar ci ñoom en tout cas ñu seral waaw ñu seral mais nuru na ko quand même voilà mais ñi ngi xaar ñun ci président Sonko Ousmane Sonko ngir quand même bu fekkee ni situation bi mu nekk nii état def na benn pas d'adoucissement voilà d'apaisement mu fekk ko ci ñun loolu la ñuy ñaan tey dafa bëy sax ñu ngi koy wax ni boo koy bëggee ren di dina fexatu te tey dafa nekk situation moom moo nekk situation bu défavorable. situation de victime laa koy mën a tudde sax entre guillemets ci yenn fànn. tey wax naa ko sànq état ci boppam dañuy répété waat ko moo yore véritablement solution bi. il faut que mu am benn acte bu jóge ci état ngir ñi nga xam moom la ko seqal muy Ousmane Sonko mën a moom tamit mën a apaiser situation bi ñoom ñaar ñëpp lañ lañuy xaar ñu def benn rapprochement ndax benn loxo du tàccu loolu la fi wax mais dafa am ay ressorts yoo xamante ni ci réew mi ñoom ñoo war a faciliter loolu gis nga Sénégal yàlla daf ñu may chance ñu am ay ressorts yoo xamante ni depuis la nuit des temps balaa bi fi tubaab bi nekkee sax ñoo daan jouer rôle apaisement bu tension waree am ci diggante état ak population wala diggante état ak opposition. bu ñu gisee crise 62
ak moo gënoon garaaw li ndax foofu c'était des militaires qui étaient en face entre la gendarmerie et l'armée bu fekkee ni am na jàll na te amul problème bu bari c'est parce que Sénégal amoon na yenn ressorts yoo xamante ni mën na permettre loolu. bu ñu gisee crise bi fi amoon 88 entre Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf gis nañu ressorts yi nga xamante ñoo ko ñëw amoindrir ko ba mu egg fi mu war a egg 2000 nga xamante ni lañu amoon alternance am na ay ressorts te ressorts yi du sax du religieux yi kese c'est de bonne volonté dans des salons de yenn personnalités yi ñoo xamante ni nit ñi am na lu ñu leen ruse man je pense que ressorts yooyu la ñu war a utiliser tey ngir mën a yombalal li te nag nañ ko wax Sénégal dafa commencer rafler tuuti ci ressorts yooyu suñu xalif généraux yi ñoom lu ci ëpp du ñu bëgg di àddu bu fekkee ni seen ñaari njaboot moo nekk wala boog eggagul ci yenn situation yi parce que nit day sakkanal kilifaam bu ñu teelee àddu ci mbir bu ñu demee ba nga xamante ni am na ku ci rasu dootul neex a dabu kon dañuy bàyyi ba nga xamante ni vraiment nit ñi bonne volonté yooyu may wax gis nañ fii suñu mbokk ku mel ni Alioune Tine ñu ciy dox gis naa fi beneen collectif des religieux boo xam ne commencé woon na dox bon ñooñu nañ leen na leen ñi nga xamante ay belligérants ñi nga xamante ñoo ko seq bàyyi leen xel ndax ressort yooyu d'abord ñooy ritaxal yoon bi ngir daje mën a am ritaxal yoon bi ngir émissaires yi dem di njëkk dikk ku nekk boo demee am loo mën a jëlee ca fa nga demoon ngir mbir mi nekk ci situation boo xam ne situation bu normal lay doon dellu si à la normale. man daal tey loolu moo ci sama appel boo xamante ni ci suñu kàddu bu ndaw nga xamante ni ñu ci ëpp dañuy woo léeg-léeg naan waaw yéen kilifa diine yi du ngeen ci wax man leen man ab ndongo la waaye nag dañoo am ay kilifa yoo xamante ni balaa ñuy def dara léegi ñu laaj leen seen i kàddu laaj leen seen xalaat su ko defee ñun loolu la ñuy doxee mais ñoom tey seen xalaat xam nañ ni que mooy réew mi dellusiwaat ci jàmm ndax loolu la ñu mës a doxee. te loolu nag li ko mën a indi mooy ñun ñi nga xamante ni ñooy ay wala boog ñoom ñi nga xamante ñooy ay belligérants ñu gën a déglu ressort yooyu dama wax sànq ne Sénégal dafa commencé rafler ressort yooyu. mais du question sax rafler ko mais dégg-dégg bi nga xamante ne homme politique war nañ koo mën a am wala déggal bi nga xam ne homme politique war nañ koy di bàyyi xel ressort yooyu loolu laa ni ñoom la ñu xaw a commencé rafler te il faut que nag ñu xam ne société bu nekk. day am ay lu koy amortir bu nekkee ci ay jafe-jafe tubaab yi tey wala yenn société asiatique yi li tax buy amee jafe-jafe mu tar lool dañoo manqué ressort yooyu ñun yàlla def na ba léegi ñu ngi koy continuer di am kon nañu ñaan gën koo dëgëral def ko ci ay cadre parfois sax yu formel yoo xamante ni dañu permettre bu ay naree am ñu mën a dem ci ressort yooyu pour mën a indi faagaagal jafe-jafe yooyu. kon man tey loolu moo ci sama taxawaay. Abdoulaye situation bi mi ngi gën di dégénérer boo gisee message yi nga xam ni yaa ngi koy jot mu mel ni manifestants yi ñi ngi gën a jege section des recherches te loolu bu fekkente ni mi ngi am foofu la Ousmane Sonko nekk est-ce que mënuñu am egg sax ba mën ko jëlee foofu mën ko yóbbu xam nga loolu yëpp lu mën a nekk la ñi ngi jëm nag ci ay heures yu doy waar waxuma sax lendemain yi mais ñi ngi jëm ci ay heures yoo xam ni ay heures yu incertaines la mën nañ ko wax te ba tey amul autorité boo xam ni bu ñu war a mën a dégg ci wàll bi la autorisé boo xam ni comme ni nga ko waxee ndax loolu itam nekkul loo xam ni lu doy waar la wala ñoom dañoo xam loo xam ni ñun askan wi xamuñu ko te ñoom lu ñu xam war nañ ko xam pour dalal suñu xel ndax jàpp loolu. souvent suñu réew yi élite yi ñoo gën a tardé peuple bi c'est-à-dire peuple bi des fois ci même ci kumpaam moo gën a yeewu ci situation pour apprécier ko. parce que élite yi dañuy nekk ci seen péete ak parparlo ak courtisanisme bi ci réew mi c'est-à-dire que am ay ñu lay xelal mais ñoo xam ne duñ la wax dëgg mukk li ñu lay bëgg a gëmloo rek toujours yaa fi ne non lii du dara est-ce que lii mën nañ jàppee ni du dara man lii ku jàpp ni du dara dama yaakaar ni xëy na da nga nekk ci sa bànneexu bakkan rek ak nga yaakaar ni ñu jàppee ni du dara mooy li baax ci yow. mais dañ ko fi doon dégg Abdoulaye Wade. c'est-à-dire da daan wax ni ngelaw la dafay jàll. mooy courtisanisme te loolu dund nañ ko ak moom Abdoulaye Wade ñi ko dugal ci ticket bi. parce que ñu ngi koy fàttaliku ñi ko ci dugal ñoo njëkk rocceeku ba nga xam ne dem na ba sës ba nit ñi nekk assemblée nationale war koo wote mu ne retiré naa ko. ñi ko ci poussé ba mu koy retiré déggoo leen loolu le président Macky Sall war a moytu c'est-à-dire ñi koy gëmloo ni lii du dara.
di ko gëmloo ni opposant bi bon opposition personnelle la c'est-à-dire gis nga tey suñu reporter wax na ko gisagul woon ci mbooloo ma ña nga xam ne ñoo woote manifestation parce que manifestation am nañu ko déclaré responsable mouvement société civile yeeg yenn mouvement yi xam nañ leen gisoo leen fa ñi obéiruñu benn consigne c'est-à-dire que dafa am loo xam ne daf leen fédéré rek ci guux bëgg ko guuxe ak gis ni opportunité am na opportunité mooy fragiliser nañu institution républicaine yi lu mel ni ki force de défense et de sécurité te boo ko fragiliser après dootoo amati fooy yem li nga wax noonu yàlla bu mu dugg ci seen xel ci ñu dem section de recherche yi dañuy ñaan mu bañ a dugg ci seen xel parce que am na loo xam ne aussi boo ko jiiñee force de défense et de sécurité mën na ci jaay bakkanam parce que am na loo xam ne seen ngor la ci jaayante ci seen place ñu bañ ko nangu ci seeni loxo te boo ko nangoo ci seen loxo fu ñu jëm ñoom du ñu fàq dem ci mbooloo meeg yooyu loolu dañuy ñaan yàlla bu mu dugg ci xelu nit ñu bàyyee ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom ak yeneen i institution loolu buñ ca yeggee mooy état nërmelu na te waruñoo yegg foofu ci problème boo xam ne réglé woon ko ca njëlbeen moo ëppal ñëpp jàmm gis nga au décompte final mën ngaa tudd ka nga xam ne moo taal réew mi mais kayoor réew mi moom la ñuy wax moom la turam di des te moom moo ëpp intérêt ci réew mi am jàmm boo fekkee ni yow yaa yor dara mais yow yaa ëpp intérêt pour mu am jàmm évidemment ñi la bëgg a remplacer xëy na bëgg nañu tension di am pour jaxase c'est normal ça c'est le jeu démocratique après nañ ko defee ci yoon yi nga xam ne moom la démocratie xàll moom la liberté xàll moom la justice xàll mais xam nañu ni c'est pas toujours un jeu conventionnel. D'accord léegi ma wax la régie ñu xoolal ma Pape Fara moom mi ngi nekk foofu ca Colobane soriwul brigade des recherches vieux bu fekkente ni Pape Fara mën nga ma koo làmbal pour su ko defee ñu mën a xam fan la affaire yi toll bu fekkee sax moom dina ci mën a am vue ndax bu ci amul vue itam du ñu ci mën a wax lu bëri ndax situation bi ni ñu koy déggee nekk na situation boo xam ne ngay gën di dégénérer bu fekkente ni mën na nekk ñu xool ko. mi téléphone bi d'accord donc ñi ngi xool ak Pape Fara kon Pape Fara jàppandi na allo Pape Fara. Papa Ngagne. waaw lan nga ñu mën a wax foofu ci Colobane ak gendarmerie bi brigade des recherches foofu ñu wax ni fa la Ousmane Sonko nekk. gis nga nag dama wàccoon Papa Ngagne tuuti dem côté fi nga xam ne moom moo nekk Colobane mais Pape Ngagne mbooloo mi nga xam ne moom mooy jugee côté HLM. jëm place de l'Obélisque bu ñu fa yeggee yaakaar naa kenn du leen àttan ndax ñu ngi def par petit groupe di daal di dox di daal di dem te déjà foofu te place de l'Obélisque bëri woon na nit ni gendarme nag continuer di charger di daal di doon seen i lacrymogène ñoom it di def seen i stratégie waaye ay manifestants lañ wala ay acteurs politiques société civile comme ni ñu ko annoncé woon ci marche. non ay manifestants lañ man gisaguma wax dëgg fa yàlla benn acteur politique fii ay manifestants laa gis fi ma nekk nii ñoom laa fi gisaguma keneen koo xam ne ci la bokk xëy na peut-être beneen côté waaye côté bi ma nekkee jóge Massalikul Jinaan jëm fa la nga xam ne moo nekk place de l'Obélisque ay petit groupe nit ñu bëri ñoom ñooy ñëw di dox di répliquer di dem fi nga xam ne moo nekk place de l'Obélisque ngir manifester taxaw foofu waaye nag ñi organiser marche yi man gisaguma ci kenn. d'accord côté sécurité aussi est-ce que yaa ngi gis force de l'ordre yi. force de l'ordre yi ñoom ba léegi ñu ngi seen stratégie ñu ngi jëm côté fi nga xam ne moo nekk section recherche jëm foofu noonu ci digg ba ñu ngi continuer di repousser nit ñi ñoom ñii daal nekk ci kanam ñi nekk ci ginnaaw ñu jëm seen stratégie ñoom noonu lañ tegagum ba léegi ñu ngi xaw a maîtriser mbir mi waaye nag place de l'Obélisque moom ñii di manifestants yi ñoom ñoo ko ëpp. ñoom ñoo ko occupé. ñoom ñoo ko ëpp daanaka daal mun nañoo wax ne li ñuy bëggoon marche boobu bañoon ko interdit moo gën parce que ñoom ñu ngi ci mbedd mi di manifester te mënuñu leen disperser te nit ñi ñu ngi gën a répliquer di daal di ñëw fi nga xam ne moom moo nekk ci place ba je crois que bitig yëpp nag tëj na lépp loo xam ne fii am na luy jaay tëj na foo romb ñëpp barricade wu nañu kër yi ñëpp tëj nañu dugg na ñun am na benn instant sax dañoo nekkoon ci diggante force de l'ordre yi bi ñu leen wëree ndomba dañoo mujj ci benn këru Baye Fall la ñu mujj dugg journaliste yëpp
mun fa làkkatu parce que tellement on était exposé ci lacrymogène yi ak ci xeer yi noonu la ñu mën a def ba affaire yi jàll ci doogu mën a génn ci ginnaaw manifestant yi wiri leen tamit ngir mën a taxaw ngir mën a xool lan moo xam ne moo xew. d'accord jërëjëf Pape Fara kon xam naa ni dinañ la nga comme ne nga jóge woon nga côté Colobane foofu ci brigade de recherche mën nañ la bàyyi nga dem fa su fekkee mën nga fa am accès ba mën fa am information là aussi dinañu amal solo trop pour nga dégtal ñu ko ñi ngi lay déglu ci kanam di xaarandi wutam ñi nga xam ne ñoo yeneen correspondant yi mais bu ma sañoon dina am ñi nga xam ne ñoo nekk booru Ziguinchor Sédhiou ak ñooñu itam c'est important pour ñu am leen c'est important aussi pour ñu delluwaat dans la banlieue ñu xool ba xam foofu itam am na accalmie wala mi ngi yëngu ak la régie lu ngeen ñu ci mën a wax ngeen wax ñu ko kon sëñ bi mbir mi fi ñu nekkoon daanaka bërki démb ba tey jii foofu la ñu nekk maanaam affaire bi liñ koy waxee rek à la actu la maanaam amul taxaw ci violence te boobaak léegi amul benn acte boo xam ni teg nañ ko di jëm ci apaisement parce que apaisement boobu ñu ngi koy xaare ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi au moins président de la république dalal xelu askanam parce que tey jii amatul premier ministre xëy na bu ko amoon dinañ ko ci mën a dégg ministre de l'intérieur ci génnam bu mujj dégg nañ li nga xam ne loolu la wax lii ba kañ ak lan fan la mën a jëm pour yow. waaw xam nga ki gën a nekk seul mooy président de la république loolu lay faral di wax wala boog njiit da ngay souvent da ngay wéet ndax nit ñi duñ la wax léeg-léeg li am dëgg-dëgg ba pare yàlla nattoo la bu la nit waxee dëgg bu moytu dootu la gisati. waaw mais nag ñoom am nañ yeneen i source muy renseignement. waaw ñoom nag am nañ même boo leen waxul am nañ am nañ yeneen nopp yoo xam ni moom. waaw xam nga. yeneen xeet moom yoo xam ni moom. yaakaar naa kenn amu ko. ba xam ne léeg-léeg balaa moo yegg sax am na fu mu weccee ko loolu moom aussi moo nekk ci réew mi. waaw ndax ki nga xamante ni moom mooy sa loxo ndeyjoor moom mooy xool li war a egsi ci yow ak lu warul a egsi ci yow. donc renseignement boobu sax bu am na fu muy jaar dinañ ko fexe ba du egsi ba ci yow. am na exemple bu gën a gàtt. président def joxe. instruction pour ubbi benn enquête inspection générale d'État rapport ba def 7 ans ci circuit bi nee na gisu ko bu ñu ko mayee njort bu rafet sax ci waxam mooy am na ku ko gàttandu am na ku ko yeggalewul la nang parce que boo joxee instruction pour ubbi rapport inspection générale d'État yow la ñu ko destiné rapport ba mu def juróomi at ci circuit bi yegsiwul xëy na timbre ba ñu ko posté peut-être moo am problème mais loolu problème la ci sëñ bi nga baal ma madame Sédhiou comme ni ma ko demandé woon ak la régie fekki fa Bakary Konté Bakary ñi ngi lay nuyu allo Bakary Konté Sédhiou Bakary. waaw Pape Ngagne. waaw Bakary. waaw Pape Ngagne. waaw Bakary ñi ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Bakary fan la coow li ak manifester yi toll foofu ci Sédhiou wala am na daal goo xam ni yaa ngi ko fay nemmeeku. waaw Pape Ngagne mën nañ ne depuis si suba. Sédhiou tàngoon na trop parce que élèves yi ñoo njëkk a génn dem si dëkk bi commencer par la gouvernance bu ñu ñëwee ci buntu gouvernance bi dajji nañu yàq nañu lu ci devanture gouvernance bi ñu jógee ci biir gouvernance bi en face mu nekkoon foofu le service départemental des eaux et forêts foofu ñaar oto lañ fa lakk. bokk ci benn citerne donc ay AD yoo xamante ni 6 AD lañ lakk ak benn citerne ñu dem nag ci IREF bi inspection régionale des eaux et forêts bu ngi ne à côté réceptionné guñu ko sax foofu bu bees la ñu génnee lépp luy photo immobilier foofu daal koy lakk foofu tam am benn oto bu ñu fa lakk ñu jóge fa ñëw au niveau de la mairie foofu nag am na ay oto yu fa nekkoon ay tricycle la ñuy génnee dem lakk ko bu ñu lakkee tricycle yi mu jëw ñu dugg ci biir nag pour dem ci état civil bi parce que ñëpp moom lañ doon ragal bu ñu ñëwee ba ci mairie bi xam naa seen conscience daal di jóg après ci la ñuy bàyyi génn toj vitres yi nekk ci kanam jël tricycle yi yóbbu ko dem taali ko bu ñu fa jógee nag muy gare routière muy yeneen services départementaux régionaux yi yu bëri laal nañ leen soit si kanam la ñuy yàq muy sandante bu métti ak force de l'ordre policiers yi boo mu am renfort gendarmerie am militaires yi sax ñu ci dugg seen biir yëkkati seen loxo calmer leen donc ñu yuuxu armée sénégalaise daal di tàccu ci la ñu calmer jeunes yi nag naxante ak ñoom ba affaire yi naw ay 13h 14h yooyu affaire yi commencé dal ndànk-ndànk ba renfort yi ñu jógee côté Vélingara
mooy ay gendarme yi ñëw yeneen jógee côté Kolda ñeneen jógee ba Tamba sax armée ay gendarme yoo xamante ne actuellement Sédhiou mu ngi sous haute surveillance policière ak gendarmerie commune fu nekk fa foo dem dans les quartiers de Sédhiou jeunes yi ñu ngi gendarme yaa ngi partout donc fu mu nekk ni calme bi ñëw nañ xale yi nag ñu ngi ne dinañu yëngalaat ci ngoon si mais gisuñu dara ñu ngi toog di xaar di ñaan jàmm dellu ci picc doon Pakao. d'accord mais li ñuy gis Dakar est-ce que am na fa maanaam ay pillage ñu dugg ci yenn grande surface yi yenn boutiques yi jël li fa nekk yóbbu ko est-ce que loolu ñu ngi koy yéen a ngi koy nemmeeku foofu à Sédhiou. waaw effectivement lu gën a gis mooy par exemple am na benn kër boo xamante ne dugg nañ foofu jël fa télé bi jël fauteuil yi jël chaise yi génnee ko ba ci biir manifestant yi sax am ñoo xamante ne ñoom nangu bagage yooyu delloo ko ci biir ne leen lii li ngeen di laal ni kër jàmbur la waroo leen ko laal donc am na ay boutiques yoo xamante ne jot nañ leen laal. donc am na ay kër yoo xamante ne aussi jot nañ leen laal à part les services de l'État donc am na yoo xamante ne nag ay nit lañ yoo xamante ne seen i bien jot nañ ko yàq boo jëmee ci Médina Wandifa boo xamante ne foofu moo nekk département boo xamante ne dafa am frontière ak Gambie foofu tamit maire bi di Malang Seni Fati honorable député këram dañ ko lakk ba pare nag ñi dem ci préfecture bi daal di yàq kanam préfecture bi yëpp poste bi gendarmerie bi ci kanam bi yëpp la ñu daaneel ñi daal di ñëw aussi ci mairie bi am ñaar oto yi fa fekk ñi taal oto bi daal di kay yàq ci biir mairie bi donc nekk na la ay acte de vandalisme yoo xamante ne yooyu la ñu gën a nemmeeku maanaam banditisme boo xamante ne moo am ci biir affaire bi mel ni nag loo xamante ne fu mu nekk nii ëpp na loxo vraiment nekk na loo xam ne c'est désolant c'est des regrets vraiment lu ñaaw moo fi am tey fi diwaan Pakao. d'accord kon nag jërëjëf Bakary Konté loolu moo taxoon ma bëggoon a jot vraiment correspondant bu nekk foofu ci sud bi parce que c'est important ñu am aussi ñoom seen correspondance merci beaucoup Bakary ñu daal di des ba tey ci plateau bi ak suñu ay gan muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ibn Al Amin moom itam vraiment ñu am mbégte bu yaatu recevoir ko ci plateau bi Serigne bi li xew fii ci Ndakaaru moo xew daanaka ca fu bëri moom nga dégg léegi nii ca Sédhiou mi ngi mel ni mi ngi law ba sama dëkk ba sax Tivaouane maa ngi. Tivaouane dégg naa ko nii am na fa ay jàmmaarloo yu fa am. te ngeen yem ci kurus gi rek waaye waxal gars yi ñu yem ci. ñu def am na sama benn mbokk mu envoyé ne bu ñu laal suñu zawiya bi donc pour dire que jafe-jafe bu mel nii gëj na am ci réew mi mu wërandoo ci gox yëpp ñu koy gis ci gox yi gën a sori surtout nag dafa am benn relan bu am ci dossier bi nga xamante ni surtout mooy origine ki nga xamante moom la ñu mooy mise en cause bi te ñu xam la fa xew ci sud bi donc yooyu yëpp lu ñu war a bàyyi xel la ngir vraiment mbir mi sedd loolu vraiment dañ koy regretter am na loo xamante ni gis nga jaxasoo yooyu di am boo gisee dëkku mel ni Tivaouane en 2000 je pense su ma juumoon ci la ñu lakkoon mairie ba 2000 wala 2007 gis nga ba tey état civil ba mënul normal ndax loolu donc dafa am ay conséquences yoo xamante ni léeg-léeg c'est neexul a mesurer voilà conséquences yoo xamante ne neexul a mesurer ci li nga xamante ne mooy ay ñaawteef yi nit ciy def jëmale ko ci ay bâtiments publics wala jëmale ko ci ay biens privés kon war nañoo bàyyiwaat xel vraiment ñi nga xamante ne ay kilifa diina ñu nekk ci gox yooyu war nañu balaa sax kilifa yu mag yi di wax ñoom war nañoo mën a yee nit ñi ci rajo ya fa ne rajo communautaire ya fa ne ci télé yi nga xamante ni mën nañoo jote seen kàddu ñu jote seen kàddu ngir nit ñi xam ni lii ñu yàq conséquences yi muy am ay conséquences yu ay at la nit ku am butigam di ci suturlu nga jaar fa yàqal ko addunaam kooku xam nga loo xamante ne lu naqari ci xol la. jërëjëf voilà kon jërëjëf si xam naa dinaa dellu si waat ak yow ci xam naa mooy nekk wërngal bu mujj bi rek bu ma jëlee Cheikh Anta ba pare ndax régie bi ñu ngi wax Cheikh Anta Diop mi ngi ci téléphone bi Cheikh ñi ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax am ngay. waaw Cheikh yow yaa ngi ci région bu Thiès du ma wax sax Thiès commune ndax sëñ bi mi ngi junj léegi Tivaouane jombul ci li wër Thiès ak Xombol dégg nañ ko léegi ndax am nga ci ay information yoo xam ne jëm na ci wàllu manifeste bi.
waaw manifestation moom vraiment ci suba ba léegi daal fële nga xam ne mooy lycée bu Xombol sax la ñuy doore parce que foofu élèves yi ñoom dañoo génn taal ay pën nag ci mbedd yi waaye nag takk yi waa gendarmerie nag ñoom ñoo leen xaw a repoussé ba tax ne daal xale yi ñoom it daanaka delluwaat seen i kër waaye nag beneen ci fi nga xam ne mooy Tivaouane foofu nag ay ndaw suba teet rek la ñu jógoon nag ne la ñuy attaqué Auchan bi xam nga Auchan bi moom mooy dugg Tivaouane boo fi nga xamante ne mooy police bi booy dugg Tivaouane c'est à droite foofu la Auchan bi nekk ay xale nag ñoom ñoo demoon ne dañoo bëgg a attaqué kii bi waaye nag waa police bu Tivaouane bi ko commissaire Diop bi yëgee nag si la informé nag ay éléments ñu ñëw nag di chaadi ba ndaw ñi dugg daw nag dugg ci yenn quartier yi nga xam ne ci Tivaouane doon taal ay pneu fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane Thiès aussi ci suuf léegi gis nañu ay ndaw ñu ngi dem ci quartier yi fu mel ni buntu hôpital régional ak fu mel ni buntu mairie bi buntu conseil départemental ak ci yenn quartier yi fu nga mel ni mooy lycée bi nga xamante ne moom mooy lycée Amary Ndack Seck foofu yëpp daanaka xale yi dañ doon jël ay pneu di ko taal jamono yi sax taal mën nañoo wax ne mbir bi xaw na wàññeeku waaye nag am na yeneen groupe yoo xamante ne ñu ngi ci yenn quartier yi di taal ay pneu mais bu su taalee pneu bu police ñëwee rek ñoom gis nañ ne aussi marché central bi aussi duggoon nañ ko marché central bi nag bu ñu ko duggee commerçant yi daanaka ñu bëri dañoo ci seen boutique yi dem waaye nag ñi nga xam ne ñooy police Boquette police centrale police premier arrondissement ak police bu Médina Fall ak police bu Parcelles ñoom ñoo lëkkaloo ba tax na nag ak camp Jumi camp xam nga fii aussi dafa am camp Jumi malgré que Jumi yi sax bariwuñu lool parce que ñu ci bëri dañu def renfort à Dakar waaye nag renforcer nañu police fi nga xamante ne moom mooy diwaanu Thiès jamono yi nag daanaka ndaw ñi point stratégique yi nga xamante ni yëpp jëloon nañ ko takk der yi nag génn nañu wërngal foofu yëpp ci point tribunal bi yëpp ba ndax na ndaw ñi ñu ci bëri daw nañu dem ci yeneen i gox waaye nag liñ ci jërëjëf Cheikh Anta Diop xam naa dañoo am problème ci wàllu jokko gi waaye l'essentiel wax nga ko muy li nga xam ni moo xew Tivaouane ci Auchan bi ak ci marché central bi waaye amu ci benn boo xam ni am na succès ñu déglu la régie ba xam am na keneen koo xam ne ah d'accord donc muy image yi nga xam ni noonu la ñu gis nga ni ñu ko yàqee ñi nga xam ni ñoo ko def à visage découvert lañ ko defee yéen a ngi leen di gis. voilà donc kii mooy ki nga xam ni moom moo ko def muy ay image yoo xam ni yu ñaaw la parce que gisuma lu war a mën a tax vraiment RFM Mbacké di mériter lu mel nii man comprendre ma mënuma comprendre itam lu war a mën a tax lu mel ni rajo Futur Média di dund lu mel nii mënuma ko comprendre parce que Abdoulaye je pense dégg naa la tey ci suba ngay wax ni gisuloo fi benn groupe bi fi def lu ñu fi deful man gisuma ko. ci professionnalisme ci liggéey gisuma ko mais waaye nag man li ma wax rek moo ci nekk moi je pense que du débat bi vraiment warul nekk GFM. débat bi Sénégal la. te man yaakaar naa loolu laay woo groupe bi ñu xam ni débat bi Sénégal la débat bi du GFM parce que foo xam ni dañu naan fu ñuy feese kenn du fa jooy ab góom te loolu mooy dëgg. fu ñuy waxee ay nit yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ñii ñàkk nañu seen alal alors que ñun suñu devise mooy miroir du Sénégal yaakaar naa ni ñun suñu devise boobu moom moo war a mën a tax Sénégal moom moo ñu ñor mais du loo xam ni def nañ ko ci groupe bi leneen loo xam ni itam lu war a am la ak lu war a dal la loolu détail la man jàpp naa ni daal Ablaye vraiment di def focus ci loolu am na leneen loo xam ni war nañ ko mën a def mooy waxtaanee réew mi nga xam ni moo mës a ñor kii nga xam ni tey moo taxawal groupe bi ku ko xam aussi ci loolu nga ko xam. ma seede sax. mën nañoo seede sax ci li nekkoon yitteem. bi mu ko yëgee mooy ñu bañ a jooy suñu jooy. bañ a jooy suñu jooy ba fàtte jooyu askan wi. loolu yëgee wu ma ko woon sax noonu. mais xam naa ni loolu mooy philosophie. parce que ma nekkoon si plateau bi mënoon nañoo nekk guddi gépp jooy suñu jooy te bu boobaa fàtte nañu li nga xam ne nii moo ñu boole tey. parce que réew mi tey toll na foo xamante ni faw ñu waxtaanee liy xew tey. suñu jooy fàtte nañ ko parce que askan wee ñu ko jooyal ba pare parce que vraiment nga nekk ci tiis ñëpp seede. kenn mësu ko gis. tontu ñun ku nekk ci ñun message yi mënuñoo tontu message yi waaw moo tax nañu boole yëpp rek kenn mënu ko gis nañu message yëpp yëg nañu yitte yëpp ñi ñëw teew physiquement gis nañu leen ñi yónnee message mel na ni teew nañu physiquement te loolu soo ko amee mais dara desalatoo dara nii ngañ dafa am lenn rek lu gàtt gis nga waaye si def lii te ak yeneen waaye si def lii amaana boo ko tegoon wan ko image mun a yëgul mën naa jàpp ni du moom li tax ma ne mën naa jàpp ni du moom mooy dana gëm ni yëfi
lii nii du yëfi nit yoo xam ne nii nit war na koo mën a def wala nga tegaloon ko nëbb kanamu ki ko def mu ne kii ku ko def du nit. dañuy toll moment boo xamante ni nit ñi àndatuñoo ak sago ñàkk ànd ak sago bi masse psychologie wu ful moo mel noonu ful amul ku koy contrôler te wuyewuñu ndigal li tax ma ne ndigal mooy wuyewuñu consigne parce que tey nit ñi fàqee fu ne di dem xamoo sax lu ñuy wax la oustaz Aliou Sall waxoon mu ne till ànd ak doomam di dem loolu fu sama xel demee ay ree la may def mu ne ñu dem ba jant soo til bi ni yaay waaye ñun kañ la ñuy yegg mu ne ko ñun fu ñu jëm sax ñu ngi dox rek mais xaw ma sax fu ñu jëm xam nga ko xamul foo jëm doo xalaat kañ ngay yegg. voilà ñii dañuy dem rek ña waa ji di wax ni ñu ngi fàqee HLM di dem di wuti place de l'Obélisque xamuñu sax fañ jëm xamuñu fu ñu war a yem. parce que amuñu ku leen wax lii la ñuy def dañoo riirandoo rek di dem. mais ña woote manifester bi reporter nee nañ la gisaguñu leen te ñoom sax seen jàmm mooy bañ faa dem parce que ñoom ci seen bopp du ñoo woote mbooloo mi. du ñoom ñoo ko maîtriser. Balma Abdoulaye ma dem Louga fekki fa Thierno Fall Thierno maa ngi lay nuyu allo Thierno Fall allo Thierno. waaw maa ngi lay fay. voilà Thierno naka foofu ci Louga ndax li ñuy dégg Ndakaaru di ko dégg fu bëri ci réew mi lu ni mel moom moo xew foofu itam ci Louga wala jàmm moom moo fa am lan nga ñu ci mën a wax. waaw lu ni mel moo tàmbali fii ci diwaanu Louga donte boobaag léegi gisuñu fi dara waaye tey ci ngoon bi tàmbali nañu di manifester di taal ay mbedd yi di jàppante ñi nga xam ne ni ci takk-der yi comme niñ koy déggee fu nekk rek noonu la fi amee. ñi ñuy wax di sax tribunal bu Louga bi jot nañ faa dem ba tax di fay xeer jot faa yàqate jamono yi ñu ngi toll di rond point place rond point passage Aliou nga xamee ni taal nañ fa ay pneu xale yaa ngi nii di jàppante ak ñi nga xam ne ñoo di force de l'ordre yi maanaam muy lu nga xamee ne daal ni ngeen ko dégg fu nekk rek noonu laa maanaam xale yi dañuy tàmbali ci taal su ngeen ko fekkee ñu daw dem feneen taal continuer jàppante ak force de l'ordre yi noonu daal lañ ko jàppee ci tool yi ñu wër Louga yëpp a ngi saxaar boo taxawee da ngay gis fumier bi partout donc kon bu nekk di saxaar ay pneu ñuy taal ak ay pièces Orange Money nga xam ne moom tamit doon jot nañ ko saccagé taal Louga daal tàmbali nañ bëgg nañ ci di xeex d'accord malheureusement liaison bi am na jafe-jafe waaye l'essentiel mooy Louga amoon na jàmm waaye fi mu nekk nii yëngu na am na ay yëngu-yëngu mineur daanaka moom la jot a junj foofu mu mel ni nag mën na jëm ci yu gën a yaatu kon ñu dem ci Pape Fara moom itam gannaaw Thierno Fall Pape Fara ñu dellu nuyu la. maa ngi lay fay Papa Ngagne. Pape lan ma dem waaw tout à fait man maa la waxoon pour nga demal ñu fa parce que pour man c'est important. c'est important li ñu fa gis daal mooy gendarme yu reculer ba seen buntu taxaw fa seeni oto foofu la ñuy toll di riposter di dóor ci loolu sax gis nañ ci ñaari blessé yu ñu jagatee di yóbbu. ci côté gendarmerie côté gendarme wala côté manifestant côté kii manifestant yi. ok ñu ngi leen jagatee yóbbu leen ba côté Beldam Couture daal di leen teg foofu kenn ki ci tànk kenn ki ci watu dënn bi waaye gis naa koo xam ne moom bopp bi la jàpp waaye mënu ma jege foofu ndax nit ñi ñu ngi ko wër mais nag manifestant yi dañoo dem ba ca section de recherche daal di wër foofu nag di sànnanteeg ñoom ñooñu taxaw foofu di chargé di riposter daal di jël nag seen i oto yëpp nag teg ko ci bunt bi pour xam naa protéger section recherche suñ toll nii loolu moo fa nekk situation boulevard bi nag gars yi nangu nañ ko taal nañ fa foofu yëpp ay pneu même sax ci biir face beeg noonu yëpp taal nañ fa ay pneu wër nañ daal encercler li nga xam ne moo nekk takk der yi. d'accord jërëjëf Pape Fara xam naa ni dinañu dellu si waat ak yow ci wàll boobu sëriñ bi liñ koy wax rek lu jiw a jeexul jógu fa lii kenn mënu ko dañu def lu dul bàyyi ñeneen ñi nga xam ni ay journaliste lañ ñoom tam ñu ñëw daal di wéyal liggéey bi waaye ci message boo xam ni vraiment war nga ko mën a lancer ci wàll yëpp ñu déglu la si ak itam conseil yi nga xam ne war nga ko mën a jox ñi nga xam ne ñooy ñenn ci manifestants yi. jërëjëf Pape xam nga ñun dañu nekk ci kuréel boo xamante ni dafa am ay association islamique yu tënkuwul ci tarixa am ay kuréel yoo xamante ci ay turox la ñu tënku am na sax ñoo xamante jot nañu génn ay communiqué wala ay déclaration ci yenn association yi bokk ci suñu kuréel ñu cadre unitaire di ñaawlu d'abord violence bi mais aussi di woote apaisement donc kilifa diine ñi ngi ci seen rôle actuellement di woo askan wi ci lii nga xamante ne xam nañ fa dañuy mujj muy lépp dal suñu kilifa diine yi fa koy faral di wax ñoom xam nañ kañ la ñu war a wax ak naka la ñuy waxee
ndax lu ci bari dañuy wax Sénégal yi dégg leen di dégg ñu naan kilifa diine yi daaw nañu wax waaye ñoom ba ñu commencé wax du tey lu ci ëpp nag ci ñoom ci am na lu bari dox lu ñu ciy dox ci sutura lañ koy doxee. man nekkoon naa ci peggu suma waajur Sëriñ Abdou Aziz Al Amine daan naa gis situation yu bari na mu ko daan doxalee. lu bari ci appartement bii nekkoon fii ci Félix Faure daan la fa dox ay médiation yu am solo kilifa yi dee fi nekk tey noonu la ñuy doxee am na lu bari loo xam ne ci suuf lañ koy dox ndax xam nañ ni ko olof yi di waxee kuy yor du saqat kon ñun ci seeni gannaaw la ñu topp xam ni lu ci mujj it ñoom dinañ àddu seen kàddu bu fa mu waree am na luñ ci jot luñ ciy dox waaye fa muy mujj it dinañ ci àddu seen kàddu ba lu waroon na ñaaw mën a rafet ñun nag appel rek la ñuy def ci turu ñi nga xamante ni ñoom laa àndal di liggéeyal diine yi di wax ne Sénégal benn bopp la ñun ñëpp ñun ne ko bokk kenn mënu koo xar ñaar noonu lañ ko olof yi di waxe laaj na bu jafe-jafe amee ñi nga xamante ni ñoo ko seq ñu toog waxtaane ko suñu mënta toog it mu am ñoo xamante ne ñooy dox diggante bi ngir mën a rafetal lépp ndax am na loo xamante ni bu ñaawee dina ñaawal ñun ñëpp de waaye nag ka nga xamante ni mooy borom réew mi ci moom lañ koy jiiñ ndax moom moo njaboote ñëpp te xam nañ aussi taxawaayam ci réew mi gis nañu fa mu jaar ba egsi fii mu egsi fii te li ko may yëpp mooy am pas-pas am muñ mën a dékku lii nga xamante ni ay jaar-jaar la yoo xamante ni jaar na fa kon tey war naa mën a delloo si du ma sax delloo si xelam ndax am na kilifa la te kilifa dañ ni kenn du ko yedd ci mbooloo waaye war na rek mën a oyofal tuuti laa ko mën a wax oyofal tuuti ngir ñi nga xam ne ñoom lañu seqal ñoom tamit ñu mën a am lu ñu mën a bàyyi ngir ñu mën a am fu ñu daje ñun message boobu la ñuy lancé di ñaan yàlla wàcc jàmm ci réew mi di ñaan yàlla dolli fi sutura mag ñi liñ fi ñaanoon moo ñaane ko réew mi yàlla na ko yàlla wëyal ba ilaa yow mi di amiin yaa rabbal aalamiin asalaamaaleykum jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ibn Al Amine dafa mel ni régie bi daf may wax ni ma am na beneen Boubacar Diassi bu Ziguinchor moom aussi mi ngi ci ligne bi Boubacar ñu ngi lay nuyu allo Boubacar allo oui. waaw Boubacar naka nga def. alors sama retour baaxul noonu. waaw d'accord kon allez-y directement kon allez-y pour nga wax ñu rek lan moo xew foofu ci Ziguinchor. Ziguinchor nag fu mu nekk nii mën nañu wax pour le moment marche bi def na lu mat ay entre 3 4 de 5 kilomètres amul benn incident nit ñi moom da ngay xool bët fu mu mun yem pour estimer mun nañ jël entre 2500 et 3000 jàpp 4000 personnes ñu doon ñetti bi dox muy ay xale yi ay mag. di ay borom kër ndax gis naa ko teg naa ci sama bët mouvement de jeunesse yi les étudiants tout le monde est là lu ci ëpp solo te muy un signe patriotique mooy dañu yor ay drapeau Sénégal ñu yor ñu ay drapeau Pastef mais dañu yor ay drapeau Sénégal ñu ne parce que c'est un marche citoyen bu ñu ñëwee de gouvernance ma rappelé ni marche bi ay policiers ak ay militaires il faut bien le dire militaires yi ak policiers ñoom ñoo encadré marche bi ñoom à chaque fois que ñu déggee militaires yi dañ leen di acclamer di leen tëccul di waxtaan ak ñoom bu ñu yegsee ba gouvernance ñu taxaw entonné hymne national ba mu jeex takk ñu soog a avancé attaqué ñu gouvernance mais ñu dañuy continuer def le tour de Ziguinchor parce que marche bi c'est une marche bi nga xamante ne c'est une marche républicaine selon seen kaddu ñu ne moo tax daal dañuy fexe bay def les plans quartiers de Ziguinchor. d'accord jërëjëf Boubacar Diassi loolu moom lu positif la Abdoulaye bu fekkente ni li xew Ziguinchor te foofu la ñu yaakaaroon sax xëy na mu gënoon a doy waar ni ko sëriñ bi junjee ndax ku ne xam na Ousmane Sonko li ko boole ak Casamance boole ko ak Ziguinchor la xew foofu nag ñu ñaan yàlla rek mu daal di law kon ci sowu bi muy Ndakaaru ak fi nga xam ni tam mooy li ko wër dégg nga discours bi dégg nga correspondance bi nga xam ni Boubacar def na ko nan nga ko gisee. su fépp mënoon a mel noonu on signe tout de suite def naa loolu mais xam nga boo naan su ma yëgoon day fekk wees na tey bu ñu tolloon ci situation wu ne Ziguinchor de ni mel bu Dakar mënoon a mel noonu kon wëlbati nañu autorisation préfet bu Dakar bi muy interdire autorisé nañ ko yàgg na donc dañuy moytu rek situation wu su ma yëgoon day fekk mu wees bi nga xam ne nii day jot pour ñu lijjanti ko mais encore une fois dañuy ñaan ku mu mënti doon bu kenn def loo xam ne buñ la ko tegalee
yàgg say kanamu nawle nga am ci kersa jëm na ci nit ñi manifester ndax léeg-léeg nga def loo xam ne xamoo sax la ngay def ci kan lay dal sànni xeer léeg-léeg bu jëm ci mbooloo bu yàlla defee mu dal sa mbokk di nga kersawu reconnaître ne yow la nekk ci xiiro bi ci kujje gi ci loo xam ne ak ku mën di doon ëllëg doo ko mën a assumer parce que li muy jur lu diis lay doon loo xam ne nii nit mënu koo assumer tey am na ñoo xamante ni nii loo leen tegal ci Sénégal bëgguñu parce que la leen dal ci jamono ci ay manifestation bu sa doom demee manifestation même bu fekkoon ni acteur la ba kanam rot ca amul luñ la mën a tegal lu fees sa bët amul lu nguur di développer réew mi loo xam ne di nga ci gis sa bopp parce que boo sañoon sa doom fekkee njariñ la nga xam ne nii moom la doon xeex tey ñiy manifester nekk ci seen droit ci li leen constitution may waxuma ci interdiction beeg yooyu ci rek bëgg a jóg ne damay manifester nga am mbébét bi ci ne am na loo d'accordul ci réew mi boo sañoon dara luy tiis du la ci fekk kay joxe ndigal wala mu koy bañ aussi bu sañoon même bu autorisé luy gànt du ci am bu koy tere aussi gëm nañoo jàpp ni am nañ njort ak yàqin ci ne xëy na lu doon wattu réew mi la doon wut waaye nag boo demee ba ñaar yëpp bu ci nekk nar a jur ngànt mais dañuy toog waxtaan guerre mondiale sax ci table la mujjee réew mi est-ce que toll nañ foo xam ne duñu mën a waxtaan fii yàlla bu defee dog-dog am dëj wala leneen da ngay gis ni lu bëri fa lañ koy régler sax bi ci mujjee baax na ñuy wax exemple yi bu ci mujjee gis nga diggante Moustapha Diakhaté ak président Macky Sall ni mu ñagasee ci kër Doudou Wade voilà fa la ñu daje ci loo xam ne soxnaam te bu dajee soxnaam jàpp nañ daje ak président dëgg la parce que am na kàddu yoo xam ne peut-être yóbbante na ko ba xëy na ñoom ñaar ku nekk loo wax sa morom mën nga ci am kersa ëllëg te li koy lijjanti mooy ku nekk def perte et profit mais xam nga wax même ci biir sëy bu ngeen amee problème dañuy yedd nit ñi ci ñu bañ a wax lu romb seen xalaat parce que ëllëg bu juboo amee ku nekk kersa. d'accord jërëjëf Abdoulaye ñu toll ci loolu ci réew mi jërëjëf Abdoulaye jërëjëf la régie wax dëgg yàlla continuer ko ak yéen la ñu bëggoon a def waaye jombul ñu dellu siwaat aussi tam bu fekkente ni laaj na ko rek dañuy ñëwaat dañuy bàyyi li nga xam ne mooy plateau bi yeneen journalistes yi ñëw ñun itam jombul ñu dellu siwaat ak yéen ñaan yàlla li nga xam ne mooy fitna bi nekk ci réew mi mu mën na dakk waaye lépp tegu itam ci wàllu yoon loolu mooy li nga xam ne moom mooy suñu yéene ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay bu ci yàlla ndey jërë ngeen jëf. ngeen fi mu toll ni situation bi ni mu demee gis ngeen jamono ji situation bi gis ngeen situation bi jamono ji ni mu tëddee fii nga xamante ni même pas